mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen ñu ngi jëm nag 11h tey ci bis bile 8h56 mooy doog a jot Oustaz wax nga ma léegi lu am solo. ci ki nga ma woon nii moom lu mu wax. benn naar la. damay liir nii rek. gis ko dinañu ko mais site bi mu ne. rawaay awul fikri. moom dafa ni. laa taxburuuni an man yakrahuni aw yatakallamu anni. atrukuni uhibbu jamia wa adhannu anna al jamia yuhibbuni bu leen ma solo bu ma kenn wax ni am naa ku may ŋàññi di ma wax contre. garmi la yor bu ma ko kenn wax. bu ma ko kenn am naa ku ma sip am naa ku may wax lu ñaaw bu ma ko kenn wax. mu ni bàyyi leen ma bëgg ñëpp. njortu it ni ñëpp ma bëgg. waaw mu jeex tàkk loolu laay dégg Fatou Guewel di ko wax. boo ko nee na nga def rek mu ne man Fatou Guewel kenn bañu ba ñëpp lu de. nee na daal bàyyi leen ma bëgg ñëpp. njortu it ni ñëpp ma bëgg. kii dafa baax waay. wallaahi ay nopp garmi sax boo ko yoree moom da ngay lu baax rek ngay dégg. lu baax waaw di dégg lu baax dafa am solo jërëjëf Oustaz Pape Hann Adjaratou Dieng yow laa bëgg ñu njëkki ak li nga ju gëstul jëm ci marché yi. ak nawet bi. waaw marché yi nag ak nawet bi Pape Cheikh fi ñu toll ni jigéen bu nekk xam nga ne soo xëyee di nga dem marché nag lu bari lu ñuy utiliser ci biir kër gi xam nga ni ci marché yi lay faral di jóge muy ndekki bi muy añ bi muy reer bi waaye waxtu wi neexul dara ci yenn marché yi nga defa dem même soo xëyee sax nar faa dem jar na nga yem ci li nga xam ne moo di marché yëpp sa jëkkër yi parce que xam nga la ngay fekk ca marché ba waaw mooy tooy baag paccax baag poto yi non maanaam boo naree dem ca marché ba ak la fa nekk la nga fa nar a fekk jaral na la nga yem ci yëpp sa jëkkër yi parce que xam nga la ngay fekk ci marché bi ak ndaw yi ci koñ yi. mais lu tax ñun yëpp sa jëkkër. noonu lañ maanaam docteur wax na ko fi fan yi passé des fois nag oustaz yow da ngay kii. dañuy def émission nga sa xel mi dem aussi. ça aussi il faut que ñu préciser. conférence yi bëri. waaw yenn saa yi te bi nga koy expliquer dafa tombé koor programme am chargé lool. diggante présidence. région yi ci Sénégal. université yi. école yi. koñ yi. ak biti réew ko woon dégg. bilaay sax dafa demoon. loolu tax nga ñi ma seet si kenn xamul lu mu ndeysaan macha allah. ne ma da ngaa defal première dame conférence. waaw ma ne ko foo ko dégg ñëw Pape Cheikh Diallo. yëpp sa jëkkër daal mooy. yëpp sa jëkkër mooy doo dem ca marché ba sori ngir wut lu ko neex. da ngay dem ci koñ bi rek loo fekk toggal ko. moo tax ñu ne marché ñu tuddee taabal yooyu yëpp sa jëkkër. ñëpp sa jëkkër. léegi yomb mais solution la ay plan B lañu ko tuddee. waaw moom nga bëgg a expliquer ni boo mënul dem ci marché yi. marché bi ak nawet beeg ni marché yooyu di salté bëri taataak ñoom seen. da ngay seexlu yem ba ci yem ci marché marché yu ndaw yi. waaw ma bëgg rek ñu jël exemple comme marché Castor. nga xam ne bu yàggul dara jël nañ ko pour raxas ko parce que marché tamit dafa baax. de temps en temps bu ñu toogee ba mu yàgg ñu mobiliser wu daal di koy raxas parce que nee naa leen lépp loo xam ne dañ koy utiliser ci kër gi ci wàllum lekk. ci marché bi lañ koy jëndee. kon yaakaar naa ne hygiène bi nga xam ne moom la ñu soxla ci li nga xam ne moo di ndugg yeeg parfois war nañ koy am ci marché yi mais yenn saa yi da ngay dugg ci marché boo xam ne sincèrement yow ci sa bopp li ngay jënd sax après sa xel dafay tey tellement que ni mooy loolu am na marché yoo xam ne du ma tudd seen tur mais soo fa demee yow sa bopp da ngay découragé. li nga bëggoon jënd da nga koy fàtte donc ak nawet bi nii ñu leen di ñaaxaat mobiliser leen ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di wax ni ñoom ñooy nekk ci marché yi pour nettoyer ak ñoom seen ñu gën a Pape Cheikh nettoyer parce que tamit daf ciy am solo. mais ñan ñoo war a nettoyer. ñan ñoo war a nettoyer surtout parce que mairie bi dafa fal leen koy ji waaw ñan ñoo war a nettoyer parce que tamit dañuy fay ay patente. docteur waxal ñett war a nettoyer ki nga xam ne moom lañu wóolu dénk ko suñuy nelaw. mooy ku yor mairie bi. moom war na nettoyer. waaye ka fay lal. surtout ka fay jaay. te wërsëgam di fa nekk ñu la fay fekk si. war na nettoyer. dëgg la waaye xale yi ne ci koñ bi yor ASC. yor équipe bu nawetaan. yor ay association. ñoom it war nañ nettoyer. ndax fu ñu tuddee gox ñu tudd leen ñëpp a war a nettoyer. kii day ñëw bu ñëwee mu bale. bu kii balee kii setal. bu setalee keneen ki ñëw setantal. waaye kenn waru ko bàyyee sa morom. ndax luy dugg ci biir te biir kaso la de. biir kaso la lu ci dugg. dëgg la na muy du génn mbaa na muy génne du neex nit. bàyyee kook sa morom ku ne bàyyee kook sa morom nag mooy faral di indi. mooy géngente waaw mooy indi coow. xam nga dafa am koo xam ne moom dafa am responsabilité politique et administrative. mooy mairie bi. mairie bi moom dafa war a créer condition pour nit ñi bale. waaye ñan ne ca biir di fa jaay. ñoom it yow nit ki tamit war naa fexe ba fi muy toog set. mais dogguma la professeur ci loolu sax laa bëgg a wax parce que ñoom itam war nañoo fexe parce que xet gu bon googu ñuy dund après ñoom lay feebar. gis nga marché Gueule Tapée ba mairie bi taxawee. ne fii kenn dootu fi teg mbalit muy buut. keroog la fa jóg. dëgg la ndax dajee am ñoo xam ne. nu nu amee dërëm baax na.
yenn saa yi nga fekk nit ci marché mu toog di jaay xam nga dafa am ñam marchandise buy dund maanaam lujum yi yiy dund yiy dund bu nu nëbee dañoo am ay dundaafon yu nekk ci biir dundaafon yooyu mooy ay bactéries léegi dundaafon yooyu ñoom dañuy jur leneen wallaahi xam nga nag nit yow it booy jënd nga xool marché bi muy buuju wallaahi foo dugal sa tànk gis fa dewnde xam nga dewnde mooy lan mooy ndoxu ban bu jaxasoo ak ban bu jaxasoo ak ndox waaw ba ñuul kukk wallaahi moom la ñu xool ni paca xam nga lii dem fa naan da ngay jënd li problème la donc nañ jël suñu responsabilité man damay wax ASC yi bu nawetaan yi commencé bu ngeen bëggee waa koñ bi jàpp marché yi dispensaires yi na ngeen ko defar bu ngeen ko defee pare nag ngeen teg fa benn veille de contrôle système veille contrôle mairie bi nag bu defoon la war a def nit ñi dem wax ak moom je sais que loolu am na veille de contrôle yooyu am na ay marché yu ko defoon mais li nga wax rek moo am solo ñu bañ koy bàyyante wala bañ koy geddante bañ koy géngante mais waa koñ bi yëpp génn waa mais surtout jërëjëf wax nga lu yàgg waaye seetal daan na am bu ko defee dimanche jeune koñ bi yëpp daal di génn bale kër gi bale waale marché bi defar ko loolu nag mairie yi nañoo war a jëndi ay peel jënd ay bale jënd ay râteau indil ko chef de quartier jox ko chef de quartier woo jeune koñ bi jox leen ko xam nga luy problème bi am na xale yu ko doon commencé sax ak ay ASC ak ay président ASC xam nga lu tax ñu bàyyi da ngay nekk ci benn koñ di bale nga génnee mbooloo mi xale yi génn maire bi ne kii mairie bi la bëgg cey boo defee demande du la jàppale c'est-à-dire que nanu xam ne cër yàllaa koy joxe yàllaa koy nangu ku ne ci koñ bi di defar koñ bi di bale marché bi mairie bi rôle am mooy accompagner ko nit ñi aussi damay bëgg ñuy coordonner toujours ak ñi nga xam ne ñoo yor cet gi waaye gis nga cet gu njëkk mooy yow sa cetu biir gis nga am na koo xam ne moom loo ko jox mu lekk ndax xelam du tey am na ñoo xam ne seen xel lu tey fu ne mën nañ faa lekk lu ne mën nañ koo def te nag aujourd'hui nañ waxante dëgg marché nawet possible am na ñoo xam ne mënuñu faa dem boo takkee seeni bët sax duñ fa dugg. dëgg la nañ ci jóg nag ngir yàlla jëm Rasulullah donc alerte bi nga def nii defe naa am na solo Adjatou Maty. waaw alerte bi pour ñëpp la comme ni ko docteur waxee ñett ñëpp ñi fay jaay mairie bi ak ñi nga xam ñoo nekk ci koñ bi parce que tamit marché Kermel ñëpp sawar nañ faa dem parce que ku nekk xam ne ni étranger bu ñëw marché Kermel ngay jubali parce que xam nga cat ga nga fay fekk ak la nga fay fekk kon yeneen marché yi nañu góorgóorlu mel ni ñoom ak marché Castor parce que nag ñoom itam macha allah ñu ngi xool li nga xam ne ak douche yi nekk ci marché yi da ngay ree ba sonn la fa nekk daal jox delloowaat naa leen ko xëy na balaa semaine prochaine ñoom dinañ ci waaw da ngay fay teg ci te xam nga looy fay wax dëgg faal war nañu di raxas ba mu set def javel ba mu baax xam nga parce que nag feebar dafa dugg da ngay fay kay kii dugg kay bu ko def li muy def ndox ndax daa fay dugg joxe juróom mbaa fukk xam nga fu nit ko toll xam nga ndox yor naam yorul mu dugg joxe juróom bu ko neexee dafa taqal foofu da génn dem yoonam parce que dafa fay waaye boo yaroo boo defee li ngay def it di nga ko nettoyer bu dee yara ngi ci yow waaw xam nga mooy civisme xam nga même liy génne ci yow muy dugub muy ndox génne ci yow la bokk dëgg la yow la bokk lan fa bàyyi yaa ko moom loo fa bàyyi yaa ko moom mais Pape Cheikh waaw loolu koy suturaal ko mais lu génn ci yow rek ci yow la bokk gis nga wallaay mun naa waat ci barke Serigne Touba bi ñun sama classe bi maa ngi ree rek et pourtant li may ree ak am njëriñ yéen ñi seetaan wóor na ma ni daanu ngeen ci suuf xalangu leen xalangu ngeen mais ñu ngi wax lu am solo. man a denc bu la yàlla jox kenn xamul fu mu ne. nga génnee ko di ko dénkaane. dénk ko koo xam ne kenn du xam fu mu ne. dëgg la surtout dëgg la te lu génn ci yow dëgg la damay rejoindre Maty ci li mu wax Pape Cheikh par rapport ak salté bi jàppal ni am na ay ñam yoo xamante ni lu ci mel ni banaana boo ko xollee di nga ko mën lekk sans mu jural la ay gàllankoor waaye lu ci mel ni salade wala lu ci mel ni herbe aromatique dina am ay bactéries yoo xamante ni boo ko raxasul maanaam fa nga koy jinne bu salté boo ko raxasul raxas bi ci war boo ko lekkee dina la jural ay bactéries yoo xamante ni ci sa biir bi la ñuy nekk Pape di ci développé wu donc loolu nit ñi buñ ko xeeb ci ñiy jaay ak ñiy jënd donc di nga traîner ay feebar yoo xamante ni ay at yaa ngeeg ay sax yoo xam ne ñi sa biir bi di développé mu jural la ay métitu biir yoo xamante ni doo xam foo koy te loolu soo gisee négligence u sàggan raxas li ngay lekk càggante am na ay pomme yooyu lekk wala ay mango wala ay li nga gis ni am na yu ñuul yu si lekk nga koy lekk ay déchets la te loolu ñun duñ ci farlu boo nee raxas nit ki day xooj ci ndox rek foog ni raxas na fàtte eau de javel même boo defee eau de javel da nga war a brosse da nga war a brosse am na ay ñam yoo xam ne boo koy lekk da nga war a bomb parce que gis nga yu ñuul yooyu ngay gis tipp yu ñuul yooyu weñ yi ñoo ko ci def wala bactéries yi wala pesticides yi nga xamante ne ñoo ci wax te loolu soo ko bombulee war a nga xolli ñam bi yaa ngi koy consommer
mu andi la ay jàngoro donc loolu tam na ci nit ñi bàyyi xel bu ñu jëndatee bu ñuy raxas nañ ci bàyyi xel yooyu yëpp dinañ ci ñëw Pape nu naka la ñuy raxasee yenn légumes yi war a yenn aliments yi laataa ñu koy utiliser jërëjëf Adjatou Mati Dieng ci sa sujet bi kon na ngeen farlu bu baax ngeen bàyyi xel ci seeni marché yi surtout bi te xam ni xoddeeku balaa ngaa lakkale loolee mag ñee ñu ko njëkk a jàngal balaa tubaab yi dañuy tourner page u marché yi ibi beneen page boo xamee ni xale yi lañu ko bëgg a jagleel waxtaane leen nag tey dañoo wóolu koo xamee ni ràññee nañu ko bu baax ci ni mu leen di défendre moo tax mu tuddee ko ndayu ñëpp ndayu taalibe yi la ndayu ñi am kër am fu ñu dëkk comme ñun ak ñi amul kër boobu nag ba tey mu nekk ci ñoom di leen dimbali di sunu yaay Adjatou Anta Mbow yaay ñu ngi lay nuyu gërëm la ci sa teewaay tey jii ci yeewu leen bi ci fajar gi fan yële rek ñu ngi waxtaane lu bëri ci xale yi nga xam ne ni ñu ngi leen di jëlee ci mbedd bi di leen delloo ci ay bërëb loolu nag mu ngi jëm ci wàllu protection de l'enfant d'abord balaa ñuy dugg ci sujet bi dañu lay bàyyi nga nuyoo et puis juste après docteur Massamba Gueye waxaat ci comme ni mu ci waxee àjjuma ba le passé oustaz Pape Hann itam wax ci par rapport ak jàngale mag ñi ak diine ak taalibe lan moo tax ñu koy wax mais ñu ngi lay nuyu bu baax Adja Anta. maa ngi leen di fay salaamaaleykum waa plateau bi yëpp. damay jiital nag sama maam. maam Samba Gueye. mooy borom ndéem. macha allah waaw sama maam bi sos ndéem. Gueye. waaw maam Samba Gueye la tudd. moo dajee ak moom maam laa koy wooyee. macha allah jaay na ba tey damay solidarité tuuti. waaw Côte d'Ivoire jërëjëf merci maman Mati waa kay gis naa la keroog bi ñu wootee RIS 5 ñëwoon nga fa nga baal ma nag fàtte naa sa tur ni voilà ci waa kër Allah maam Allah Thierno Dramé ak ñoom màgget voilà gis naa la fa ci kër macha allah macha allah foofu laa juddoo màgge fa oustaz Pape Hann moom affaire am yi ni Youssou di defee tournée waaw noonu lay defee ay tournée ci di waaraate déedéet ci famille bi la ñëwoon de moom famille bi la ñëwoon waaraate siwul woon waaw dañ doon kii sama nijaay Moussa Niang maa ngi koy jaaliwaat ñëpp ci la jóge woon ñëw pour jaali si waa léegi maa ngi nuyu aussi waa plateau bi yëpp di leen gërëm ci invitation bi Pape Cheikh sama doom yàgg na ñëw nag Empire di jaxase foofu aussi di jaxase bu am solo yàgg na voilà parce que man dama bokk Empire moo tax léegi man yaayu xale yi ci mbedd bi ak ñi ci biir kër yi ñi ci biir kër yi waaw loolu de laa dégg moom te xale yi ñoo ma jox titre bi nag wallaahi xam naa dina naqadee dindi voilà di gërëm ñëpp te xam ne te actuellement dañu am sujet bu important kii nga ko léegi muy xale yi voilà je pense que bu ci ñëpp jàppee rek incha allah affaire bi dina taxaw fa ñu ko bëggee parce que xale ci mbedd moom tubaab fakal la donc maa ngi ñuy ñëpp peut-être di xaar aussi à développer waxtaan voilà je pense que dinañu ñëw ci mobilisation bi nga xamee ni moo woote nañu ko suba ca place de l'Obélisque mais d'abord ñu wax ci au départ bi ñu gisee ci télé bi ci internet bi surtout ñuy jël ay xale di leen di dugal ci ay woto di leen yóbbu ñu bëri dañu koo ŋàññ ndax xam naa comprendre lu ñu woon ci sama xalaat bu gàtt loolee bi coow li jibee fii ci Sénégal lan moo njëkkoon a nekk sa réaction. waaw man comme affaire bi aussi ñëpp la bett. parce que bon looy xeex depuis des années. di xaar toujours mu ñëw. da am na ay temps ñu ne dinañu def duñu def reculer xaar taxaw. mais bii nag dañu yeewu di gis ay action yu jubal ci xale yi. ci mbedd mi c'est vrai que ah xëy na état bi ni mu ko xalaatee daf naan lii yàgg na fi dañ ko fi bëgg bu jóge fi. léegi pour xeex ko. waaj bi dafa yàgg peut-être naa joxe coup de pied ci fourmilière bi. après ñu seet nu ñu koy lijjante. très bien peut-être que loolu aussi c'est pas un mauvais truc. parce que temps yi moo tax fañ yëpp ñu ciy wax. parce que bu ñu nee li yàgg na metti na ci xale yi. nañ ci jóg waaj bi peut-être moo yàgg ba ñoom ñu xëy ne nañu dóor benn affaire. léegi nag quelque part xool naka la ko population bi di accueillir rek. man c'est vrai qu'on s'est dit xale yi dañu ragal rek xale yi tiit. xale yi daw nëbbatu ji. xale yi dootuñu dem fi nga xam ne dañ leen fa mën a jàppale parce que dañu ñun ñii rek romb nañu ay xale di leen tooñ naan leen ah moytu leen de temps yi ñu génnaat. boo dañ leen di jàpp de police ñu ne déedéet police dootuñu jàpp léegi parce que bàyyiwaat nañu pour ñu yalwaat. voilà ci mais ci première semaine bi. xale boo ne kii man xale fekk na ma Rue 5. na ma may ma paas. keroog julli fay-fayaat gi ñu doon def Rue 5. comme chaque année. xale ñëw na laaxatu sama wet ne ma may ma paas yëmbal laay ñibbi. ma ne ko paas mu ne waaw d'habitude dañ la naan may ma mottali sama yalwaan. ma ne ko lu tax
mu ne ma bu ma doxee dañ may ramasse. parce que police léegi dafay ramasse xale yi ci mbedd mi. d'accord waaw xale taalibe la woon mi ngi yoroon ay kii alors yooyu. du voilà ramasse, waaw. donc xale yi dem nañu ba ragal ba tiit. ci action bi ni mu demee. mais nag du tee quand même à la fin action bu baax la. parce que moo tax nag ñun ñëpp ñu daal di jóg. ne lii comme état bi c'est pour la première fois. ñi ngi jóg def action bu concrète. dem ci mbedd mi ne bon lii sonn na ñu na fi jóge. monsieur Macky Sall dégg nañ ko le président de la République temps yëpp. fépp fu mu dem dina ne du ma bàyyi xale yi ñuy taxawaalooti ci mbedd mi. comme décision bu baax la. mënuñu rek lu dul ñun ñëpp ñu adopté ko. mais surtout ñu jàppale ko. pour affaire bi jaar yoon. franchement yàgg na xale yi dañu souffrir. wallaahi les enfants souffrent trop. ci loolu sax docteur la ci laa la bëggoon laaj méngoowul ak li ñuy faral di wax naan déggte li rek ni damm na. waaw xam nga ndax man gis naa ñu bëri ñu naan waaye Sénégal léegi lii moo fa xew dañuy ramasse xale yi dañ leen di jël di leen yóbbu di xëcc xale yi loolu dafa ñaaw mais boo defee tuuti réflexion nga xalaat def li tubaab tuddee discernement defe naa di nga ko comprendre ni ko madame Anta Mbow waxee. waaw képp koo dégg mu ne la xale yi ñuy génnee ci mbedd mi du yoon. laaj ko ba xam doomam a ngi ci mbedd mi. merci. wax ji jarul sori Pape. jarul sori. ñooña lay wax du yoon seeni doomam ci biir kër gi waa ji pourquoi ñu dem loolu. man de loolu am ci tontu tey. parce que man dama ci toog ak ñu bavard. ma ne laaj leen fu seen doom ne. oui Sénégal léegi lii moo fa xew dañuy jël mbedd yi xale yi di leen xëcc façon bi ñu ko illustrer sur internet aussi ça les a il paraît que dafa leen. mais li nga wax ni xalaatuma ko woon. Pape président de la République. président Macky Sall. doomam dafay jël diplôme am Amérique. mu bàyyi fi avion présidentiel. paas jël billet paasal soxnaam ñu dem jëli diplôme ba kooku ndax am na droit ne doomu jàmbur yi du ñu tedd nit da ngay xool nu mu téye doomam nga xool lu mu yéene sa doom wolof nag nee na wax ba yàq amut wax ba yàqoo am. wax ba yàq amut de wax foo dem naan Pape Cheikh dafa bon li muy def baaxul. ba ñu bañ Pape Cheikh amut de yow kay yaay yàqu foo dem ñu ne waxkat bi jaar na fi. fii dañoo nekk ci wax ak jëf ci lañ ne ci wax ak jëf man de samay doom fanaanun ci mbedd mi ci kàttanu yàlla ba ma juddoo fanaanuma ci mbedd ci kàttanu yàlla kokki laa dëkk jaar naa ci daara yalwaan naa këriñ yalwaan naa doom yalwaan naa ñuul ci kaw dir yalwaan naa lekk waaye musuñu maa yalwaan loo xaalis xale du usine buy jur xaalis xale alal la ju la yàlla dénk la alalam dénk la addunaam dénk la këram dénk la ay néegam nga war koo sàmm ba bu ëllëgee mu toog ci moom it dencal ko ñeneen nous n'avons pas hérité de ce monde de nos anciens nous l'avons emprunté à nos petits enfants adduna bii ñu ne doon nañu ko ci suñuy mag dañ koo ab bu suñuy doom nit nag ak suñuy sët boo abbee dara nag da ngay xam noo koy delloo borom ñaare fi ne xale yi ñee ci mbedd mi boo demee ngaay di tukki taxaw sa yaram day daw boo jëndee ñetti dërëmi yàpp di ko lekk bala nga koo lekk xale yi wër la sam la am ci nag ñàkk kersa goo xam ne buñ ci jógee agressé ci topp dëgg la te gone dañ koy wax ne da ngay yiw da ngay sëgg su fekkee mbedd mi nag loo defar ci biir bu génnee mbedd mi yàq ko mais xale warul du place am du mbedd mi xale place am du mbedd mi ndax man gisaguma gone gu juddoo ci mbedd léegi ku juddoowul ci mbedd lu tax nga koy bàyyi ci mbedd dafa am bureau bu nekk ci mbedd fii am na fi bureau bu nekk ci mbedd fii kan moo fi am sa 1 million di tëdd guddi teg ko ci mbedd mi gisoo fi kenn ku jël portefeuille am teg ko ci mbedd mu fanaan gisoo fi ku jël compte bancaire am teg ko ci mbedd mi fanaan oto yi sax yéen bëgg dañ leen di baas waaw léegi noonu tax xale yi fanaan ci mbedd mi gisaguñu mbedd mi ëmb daal li ñuy wax aussi toujours que la rue ne fait pas d'enfant mbedd mi mosul jur ñëpp ci kër la ñu juddoo nekkuñu aussi ci mbedd mi di fa jur ñëpp ci kër lañ juddoo ñëpp ci sutura la ñu juddoo xale liñ ci wax de sama maam wax na ko léegi yaa koy jur war ko encadrer toppatoo ko ba keroog bu muy mën a demal boppam mais jël ay xale rek di dénkaane naan yaxam laa la laajat may naa la ko jox naa la ko dem yóbbu ne am jébbal naa la ko te comme koy jébbali li ñuy wax en général sax da ngay jël sa ay doom wala dem séddale dem teg dootoo xamati sax
xale bi ci lu mu nekk. te man damay seede. ñun dinañu am ay xale yoo xam ne dañuy fàtte seen turu yaay ak seen turu. xamuñu ko même grand. man damay seede ñaar ndax li muy wax nii. sama yaram baa ngi daw sax parce que boo amee doom ci ngay xam loolu. waaye yow gis nga Thione Seck wayoon na ko bala nga xam ne sa baay doon daj nga màgg samp kër añ ñi réer ndékki màbb ci sa kaw boo amee doom ngay xam lan mooy doom. woy ba Thione da caa jooy sax. waaw gis nga la ci teg. dafa am ñaari fee yu may seede ndax ñoom ñii bis mu ne nit dal ci seen kaw rassemblement bi ñu defoon ci koor gi ñun ña nga fa woon bi ñu defoon obélisque ndogu ba maa nga fa woon dama am jarbaat boo xam ne dafa xëy suba kenn xamul fu mu ne ñu koy wër biñ koy wër ba jaaxle ma ne papaam jarul nga koy lijjanti bu ma demee Dakar bu ma seetee sama sët dinaa xam fu xale bi ne xale booba moom moo ko recueillir mais buñ jëlee xale li ñuy njëkk a préparé mooy nu muy delloo këram muy moom muy Moussa Sow bu addiyee muy ñeneen ñépp kenn ci ñoom du ci téye xale ngir moom ko xale boobu ma lay wax tey am na métier xale boobu ma lay wax tey ñëw na Dakar rëcc bi ñu waxtaanee ak moom ci moom conseil yi ñu jox ci la ñuy découvrir que xale bi mitam mooy ñëw Dakar ñu indi ko fi yóbbu ko ci atelier ma ngay liggéey qualifié mi ngi léegi mu qualifié donc il faut ñu xam ne xale bi jëm ci mbedd mi dafa amul fu mu jëm xale boobu nag génnee ko ci mbedd mi xam nga damay bañ ñu détourner wax ji dañu ne bu xale yi ne ci mbedd yi waxuñu bu kenn yalwaan wax ji du benn de dañ ne xale place am du ci mbedd mi du ci mbedd mi voilà bu fekkente ne heure añ jot na xale bi dem yalwaani indi bu fekkente ne jàng na ba pare xale bi dem yalwaani indi reer indi ci biir kër gi dem màjjaal yi toj xolam bokkut ak xale bi xëy suba ñu sas ko ne ko téeméer ngay indi gis nga nag juróom-ñett fukki xale ku ne bis bu ne mu indi téeméer ñaata la bëri na de. xaalis la. c'est un business. ñaata la bëri na. am na ci ñuy loué ay xale. am na ñuy loolu loué ay xale tudde leen seex toog ci mbedd bi. mais oui incroyable fii Dakar waa dégg naa ay nit yu loué seen i doom ay nit. non c'est vrai. pour yokk yërmande. location. def naa benn def nañu opération wàcc 3 heures du matin. li may wax ni mën na 10 ans. 3 heures du matin ma ànd ak ñoom Ablaye. ñu wàcc ci géej gi. la ma fa gis keroog musuma ko gis. il faut ñu bàyyi xel ci c'est une détresse. dara gënul pire un enfant sans enfance. tout à fait xale day amul ndaw. waaye xale boo xam ne dafa judd am fukki at rek doon mag. ñu koy yenn ay saako ci marché yi. lu ne ñu teg ko ci boppam bu colonne vertébrale damm. loolu du yoon. voilà bu njëkkoon ñun dañ daan dégg saarax añ wala saarax reer ñu jox la nga añ wala ñu jox la nga reer waaye léegi doom may ma jënd daal la. donc da nga leen di jox téeméer wala 1000 francs doom may ma jënd saabu donc da nga leen di yërëm ba jox leen ko ndekete affaire bi bëri na ay mbir yu ci nekk bi ngay xeex nag lii mu ngi bëgg a yàgg ak léegi nga jël moyens yi nga am yëpp man dama fekkee ñibbi si Sénégal jël foo xamee ni mënoon nga koo tabax def ko kër dëkk ci ak sa njaboot mais defaloo ko donc ko ibbi def ko centre sans moyen sans jàppandal ak sa ay moyens propres di fa recevoir xale yi jàngal leen métier jox leen ñu lekk jox leen ñu naan yenn saa yi xale nekk fa ba dëgër du xam sax fu mu jëm ndax comme ni nga ko waxee léegi dañuy fàtte ñoom seeni tur yu waajur ba pare sax du ñu xamante fan la ñu dëkk donc finalement dañuy toog ci empire des enfants te saa yu ñu xëyee xale yi ci mbedd bi lim bi gën a yokku moo tax nga woote mobilisation pour suba incha allah à partir de 15 heures loolu bëgg naa nga ñëw ci muy mobilisation citoyenne pour le retrait des enfants de la rue defe naa loolu yëfi ñëpp la. yëfi ñëpp la moo tax ñu ne nag képp koo xam ne problème mu xale yi mi ngi sa xol. sa biir metti na la. toog nii rek di ko wax. day xaw a doy waar. parce que man naa dajeek ay nit ñu bari Sénégal pratiquement franchement. tout le monde en parle ak 95% les gens nous disent. waay lii kañ la fiy jógee. ay waay félicitations di ñu féliciter. c'est bien mais félicitations yi dafa am lu mu war a àndal. bu ñu xëyee nag ba benn bés ñu ne ñun ñëpp dañu bëgg a jóg dajaloo. pour wone ne tey sañu njiit yi conscient nañu ne problème bi il faut que mu jeex. nañuy ñëpp jóg ñëw samedi. de 15h30 à 19h. nous sommes à la place de l'Obélisque. place de l'Obélisque. pour wone ne ñun lii ñu jël comme décret. d'accord nañ si. dañu ñëw pour taxaw si wetu état bi dimbali ko aussi parce que am engagement ak motivation ak yooyu il faudrait que le peuple ñoom ñëpp ñu ñëw. pour wone ne nii la wax dëgg neex yàlla nañ ko arrêté. solution yi après dina ñëw xam nañ ne mënuñu xëy
au bout de tant d'années ñu xëy rek génne xale yëpp ci mbedd mi d'un seul coup ak loolu ay problème lay xam nañ ne dina dem mais il faut que chacun se dise je me mobilise pour ça et puis amoon naa Maawa wan mi ngi lay nuyu bu baax waaw mi ngi may wax seen daje man dama fekk mu tukki ci daje bi ngeen defoon place de l'Obélisque bu mujj bi tout à fait léegi dañu toog réunion ba pare ñu wax ma man maay def déclaration bi en wolof ci journée bi suba incha allah léegi pour le retrait des enfants de la rue définitif je m'engage c'est-à-dire que chaque Sénégalais chaque Africain doit s'engager engagement bi nag mooy ñëw sur le terrain léegi ma ne waa je m'engage ni ñu koy waxee ci wolof maaw ne ma bu fi docteur jege woon dina baax ma ne ko kan mu ne ma Samba ma ne ko sama maam la comme yàlla defal na ma rendez-vous neel dogu naa mooy rek dogu naa ne xale yi dinañ génn ci mbedd mi jeex na waaw ci ñëpp dogu ñun ñii di génn ci télé yi balbal lu sax buñ dee def générique yooyu di jàll avant émission yi tàmbali buñ ko bëggee def ci wolof it moom mii la ñuy woo président de la république bu soxlaa dara it moom mii lay woo kon defe naa moom alalu mbooloo la en fait xam naa ko parce que bien combo la macha allah waaw voilà du ma fàtte da daan ñëw empire léeg-léeg mu ñëwaan sax dama koy séenale bu arbre de Noël bi mu bëgg a dugg sax du mën dugg parce que xale yi dañuy bari te day ñëw voilà waxtaan na xale yi def poème wala quelque chose en tout cas quelque chose qui apporte aux enfants tous les jours da koy def sañu maam di toppatoo aussi man fu ma toll ñuy wootante bu may laaj dama am ay conseillers yu mel ne moom te li muy wax nii léegi ñun ñoo ko dundandoo ensemble macha allah donc yàlla na la fi yàlla bàyyi amiin yow itam bu ma dégloo aussi damay yore man sama crayon di bind waaw léegi nga baal ma aussi kii invitation waaye ñoom xalifa équipe bu xalifa waa jàkkaarloo jàkkaarloo ak yow waaw dóor la ko ñoom moom bii suba bëgg naa leen gis ñoom ñëpp incha allah de xalifa à Bouba Ndour ne ñoom ñëpp ñu ñëw professeur incha parce que loolu aussi daf ñuy dimbali dinañu may doole pour ñu ne lii kat ñun jóg nañ ci ba ñëw taxaw comme nit ñi ñëw nañu fekk si ñu kon lu baax la ñun ñëpp nañ ci jàpp voilà 15h30 incha allah place de l'Obélisque incha allah suba samedi bi de 15h30 à 19h. parce que invitation bi mooy woote bi. lii nga taxaw di wax nii mooy invitation bi yónnee nañu nag ay invitation yu bari. voilà mais na ñëpp ñëw sénégalais yi seetaan nañu def mobilisation suba 15h nañu ñëw. waaw problème bi ñun ñëpp a ko bokk. bu xale yi baaxee pour ñun la ñu baaxal. bu xale yi bonee it ñooy am problème. la ñu bonal wallaahi. li sañu maam daan wax ne balaa ngay toog ca taatu garab ga di kontaan. day fekk xale yi jubal. bay doxal ni mu war. voilà Mati am na lu mu ci bëgg a sànni. waaw comme moom Médina la dëkk meeru goxam bokk na ci njëkk a taxaw ne benn xale dootul taxawaalu biir Médina j'espère que Bamba Fall yëg na ko. Bamba Fall moom combat waaw Bamba Fall ak maire Colobane Fass Gueule Tapée Gueule Tapée ñoom ñoo porté kii bi sax. très bien ñu ngi ci kayit gi effectivement. ñu ngi ci incha allah ku nekk Dakar Pape Cheikh sax maa ngi ko fay xaar. man empire la bokk fonctionnaire empire la moom. et man Anta man benn question bu ma lay posé. waaw c'est par rapport un peu ak fan ngeen toll seen projet pour defar centre bi. parce que fi ngeen nekk foofu dañ leen fa waroon a jëlee je pense. dañ fa war a jógee voilà yéen a ngi doon commencé pour tabax. fan ngeen toll parce que amoon na ay années yu nga xamante ni bokkoon nañu ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon def reportage yi pour laaj fonds yi. voilà tout à fait yàlla dimbali nañu nag. alhamdulilah macha allah empire des enfants. macha allah et on sera incha allah à Fass dinañu woon ak ñëpp ñu ñaanal ñu ci. incha allah dañ koy rénover sax. incha allah tabax suuf terrain rek lañ doon wut. am ngeen yàlla jox ñu loo xam ne nag. moo gën rénovation lañ ci dolli mais yaatu na tollu de comme empire. payoor la macha allah ñaanal leen ñu yéen ñëpp rek. incha allah voilà sonn ngeen ci nag. moom li muy nëbb man moom lay daanale. empire des enfants. nit ñaa ngi fay romb di fa dugg. xamuñu philosophie bi. ndax moom mi ngi woon Europe. macha allah. di liggéeyam. mais empire des enfants cinéma la woon. cinéma empire la tuddoon. c'est ça. cinéma empire boobu ñu mujj ko abandonné ñu fay tuur mbalit. c'est vrai. moom mu gis ñu jàppee yenn xale yi mbalit. mu génnee mbalit mi. dugal fa ne xale du mbalit mooy dem ci mbedd xale dugg ci biir. c'est extrêmement fort comme message. c'est vrai. loolu mooy philosophie bi parce que nit day romb dara te du xam taarix bi. du xam philosophie bi. am na métier. nekk Europe di ko def. ami doom yu ma xam. ñu tekki macha allah. ma leen di fekk Suisse. xam naa. Kër Mariama. donc aujourd'hui nañu comprendre loolu que ñii jóg dundee wuñu xale yi. mais dañu am seen métier mais dañu am yëg-yëg. pour que xale yi mën a génn ci mbedd mi. tekki ëllëg
man xam naa ne suba du ma fi nekk ndax damaa jàpp yoon. naa la représenté waaye nag wolof nee na bu fa waa Pape Cheikh nekkee ak waa yeewu leen. kenn ku ne ci ñun. ña nga fa ndax nag yàlla nag ñëwut de. dafa yónnee. dafa Oustaz Pape Hann yow itam ñu bàyyi la ndax kilifa nga kilifa diine nga sax loolu defe naa leer na ba noppi itam bëri nga ay ndongo yooyu jàngal ñu bëree ngi ci réew mi yëkkati seeni doom jox la te bokkeewul ak li ñuy gis ba Anta Mbow di ko xeex donc defe naa lii lu kontaan ci oustaz. dëgg la alaaj Pape rawatina ni njiitu réew mi def jël xale yëpp génn leen mbedd bi dugal leen ci biir kër yi moom président ëllëg yàlla dina ko wax Sénégal bi nga yoroon noo ko yoree woon xale ya borom kër gu ne yor ay doom ëllëg yàlla dana la wax ni sa doom yii noo leen yoree woon yonent bi moo ko wax kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati Seydina Muhammad nee na képp ci yéen sàmm ngeen te ëllëg yàlla dina laaj la ma la dénkoon nan nga ko sàmmee te bi ci gën a foor nag mooy nit alxalqu kulluhum iyaalullaah rasulaay nee na mbindeef yëpp njabootu yàlla léegi nag ki jël doomam xam nga si yaram daw na xale boo yor dem ba mu fàtt turu papaam ak yaayam lu sa papa tudd nga ni fàtte naa ko lu sa yaay tudd nga ni fàtte naa ko am sa doom génne ko bàyyi taali si dafa ma wax ni am na xale yoo xam ne xam lu tax ñu daw génn seen papa soxar mbaa ñu am yaay ju soxar fitnaal leen tiital leen donc boo ko tiitalee rek mu génn parce que bëree ngi ci mbedd bi duñu ay taali bi ay xale yu fi ay xale lañu am nañ xale yëpp lañu bàyyi taali siise dafa ma wax ni ma sa doom boo ko amee man ko maam papa mu ni ma da ngay fexe mu bëgg la doom bu dee xale da ngay fexe mu bëgg la bu màggee nga fexe mu rus la waaw sa doom bu la bëgg ndax dina xalaat a fàq sa doom bu la bëgg ndax dina xalaat taxawaalu ci mbedd mi yow amuloo yàlla nee na yàlla moo ni bu leen tiit takk leen njaboot gaa ngi nii man yàlla maa leen jox lu ngeen ko dundalee fankihum yàlla in yakunu fuqaraa yughnihum la min fadlihi bu in yakunu bu ngeen nekkee fuqaraa di ñàkk bu leen tiit njaboot gaa ngi nii li leen di dundal ci sama loxo la naa leen ko jox waaw ndax yughnihum la man yàlla maa leen di wërsëgal min fadlihi ci sama ngëneel attention inna allah naka wallahu naka yàlla inna allah naka yàlla waasi'un aj yaatu la waaye ala alim aji xam la ki amul dépense su yàlla nee na defal taman rek tax maa lay dimbali kon njaboot gi laaj Pape nañu leen taxaw mais njiitu réew mi lii mu def mooy borom kër gu ne li mu waroon def sax mooy dafa waroon jàpp xale yi yóbbu leen ba ci seeni kër way jur ndax yàlla génn ci mbedd bi buñ ne waaw ñoom ñu dugal xale yi ñoom génne leen waaw loolu la war mais ñun dinañu fexe ba gis way jur yi. wallaay merci en tout cas famille mooy yore xale. macha allah voilà c'est pas ailleurs. waaw kay kon mu ngoog rassemblement citoyen pour le retrait des enfants suba incha allah bu 3h jotee télévision Futurs Médias dina ñëw comme d'habitude gunge la ci ndax ñun yaay nga ñu ngi lay gërëm bu baax madame Anta Mbow et puis di bàyyi xel ci suñu rakk yooyu nekk empire des enfants jërëjëf Anta Mbow waaw di ko yóbbante ziar ci sëñ Babacar ak waa Ndéem ñu ziaral ñu sëñ Babacar waaw ma nga ca ne ko mu ñaanal ñu di ko feddali suñ kóllëre message bi rek mooy nday ju ne na fexe bu ko doomam mayee paasu màkke wala paasu rom bu mu rus waaye dara gën te ñaaw sa doom màgg di bàyyi jox la paasu màkk nga wéet jooy xam ne mérité woo yàlla nañu ci yàlla musal waaw kañ je vous remercie et à demain waaw kañ merci mbokk yi mu ngoog mu nekkoon waxtaan wi ñu seex ak madame Anta Mbow bu Empire des enfants ci loolee nga xam ne ni woote na ko tuddee ko rassemblement citoyen pour le retrait des enfants léegi nag defe naa mën nañoo jógee Sénégal tukki tuuti grâce ak Dieynaba Seydou Ba xam ngeen ni lépp la ñuy waxtaanee ci jotaay bi am na itam yeneen i gan yoo xam ne ni ñoo ngi ñuy xaar ci biti université am na ay ndongo yu jóg def seen groupement ñoom it doon ay isbu ne tarixe ga it mën na bokk ci njàng mi ndax njàngale mag ñi looloo tax ñu am ñoom it programme dinañu ñëw bu ca kanamee tuuti ci kanamu Oustaz Pape Hann ñoom itam ñu wax la li nga xam ne ni ñoo ngi ko fay waaj foofee ca université bu Dakar ba noppi léegi dañuy recevoir yeneen i gan yoo xam ne ni Côte d'Ivoire la ñu jógee ndaxte Dieynaba tey da nga ñuy delloo. tey lañ ñuy dellu Pape Cheikh ndaxte xam nga ne bii passé wax nañ nag lu jëm ci Attiéké ba ñu paree ci Attiéké lan information nga lire.
ko tey ci suba que ñoom dañoo jël décision ginnaaw bi ci télévision Futurs Médias waxtaanee fii ci Sénégal ne dañuy protéger appellation bi turu Attiéké dañ ko bëgg a dugal bu ko defee keneen ku ci wax wala ku ci kii rek di nga fay waaw dafa mel ni dafa mel ni dañ ñoo dégg kon ci ni ñu doon waxee Attiéké mais man lu ma jaaxal mooy bu nekkee Côte d'Ivoire dafay daal di protéger turu Attiéké waaye ñi nga xamante ñoom ñooy Chine nekk ay producteurs tamit Attiéké ñoom naka la ñu nar a def waaye ñoom xam nga lu waaye def ñu jël ko boo demee te ñoom lañu ko jëlee defar ci lu bëri moo tax production ba bëri xam nga ñoom dañuy ñëw fii dégg naa yi ñu am dañu koy defar waaw nee nañu chinois yi ñu ngi defar kurus waaw wallaay ñu ngi defar yi ni moom de yi lu ñu gis ci dëkk rek dañuy fexe ba jël ci ay échantillon ay exemple yóbbu ko ci seen i fabrique ci seen dëkk defar ci lu bëri parce que looloo gën a dox ci dëkk boobu ñu ñëwaat jaay ko en tout cas muus donc ñoom ñoo fekk waa Côte d'Ivoire ak seen Attiéké ñu yóbbu exemple xaw ma échantillon Attiéké defar ci yu bëri ba doon ci les premiers pays producteurs alors bi passé annoncé woon naa leen ko waxoon naa leen dañoo nar a wax kon lu jëm ci tenue traditionnelle Côte d'Ivoire man ni ma solo ni waa sud ñoom ñoo koy daal di solo loolu nag dama ci ànd ak madame Kosoré malheureusement on est obligé de parler français parce que vous ne parlez pas du tout wolof et on vous remercie d'être venu dans Yeewu Leen pour parler un peu des tenues traditionnelles donc de la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir habillée déjà. Je suis habillée en reine ou bien en mariée du sud. C'est ça, allez-y. Bonjour à toutes les filles. Bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir conviés sur votre plateau pour vous parler un peu de ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, nous, c'est l'agence Mouriaka et on a une boutique qui se nomme Ivoire Tradition. Donc, Ivoire Tradition, c'est une boutique en fait qui propose des tenues traditionnelles ivoiriennes à vendre et à louer pour les différentes cérémonies, mariages, décès, pas très heureux, naissance, et puis bon, voilà. D'accord. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu, par exemple, moi, je suis du sud, des Ébriers. Expliquez-nous un peu la spécificité des tenues. Bon, en fait, vous êtes habillé, comme vous l'avez dit, en reine du sud. En reine, voilà, ébriée. Mais ce n'est pas seulement que les ébriers qui portent ce genre de tenue. Donc, il y a les ébriers, il y a les abourés. En fait, c'est tout le peuple Akan. Il faut dire que le peuple Akan, c'est ce peuple-là qui est venu du Ghana. Parce que vous savez que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays frontaliers. D'accord, c'est comme la Gambie et le Sénégal, la Mauritanie et le Sénégal. Tout à fait. Donc vous avez certainement entendu parler de la reine Pokou. Oui. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que les abourés, les Apolloniens, les Baoulés, les Ébriers, tout ce peuple-là du sud et puis de l'est de la Côte d'Ivoire porte cette tenue qui est le pagne tissé du Ghana, qu'on appelle le pagne kita. D'accord, le pagne kita. Eh bien, on a également reconnu cette particularité également des pagnes. On retrouve au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal. Ça veut dire que le pagne a une signification particulière dans la culture ivoirienne. Dans la culture ivoirienne, mais dans la culture africaine. Oui, dans la culture africaine. D'autant plus que, vous savez, nos mères, quand il y a une naissance, l'enfant, la première chose, c'est de le prendre dans un pagne. Même en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais bon, c'est culturel. Même là, si vous partez dans une maternité aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le premier cri de l'enfant, c'est dans un pagne. Souvent, c'est dans un vieux pagne. Et puis, bon, au fur et à mesure, on offre du pagne pour les mariages, des pagnes, pour les décès, c'est pas très heureux, des pagnes. Donc, le pagne même fait partie de l'africain. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est vrai que les Européens, c'est le tissu, c'est le jean, c'est peut-être une autre sorte de texture, mais l'écru, le pagne, fait partie vraiment de l'africain, de la tradition, de la naissance même de l'Afrique. Et pour parler même pour aborder dans le même sens, il y a une région de la Côte d'Ivoire, une région mais des peuples de l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest, par exemple là, moi je porte une tenue de l'Ouest, du peuple Gouro, là c'est un pagne Gouro. Et c'est comme ça aussi que les mariés ont tenu, bon pas avec les dreads quand même, en pays Gouro s'habillent
Bon, voilà, les rois, ils portent avec un chapeau royal. Donc, on aura peut-être le temps de le voir avec la photos. clé, les photos, voilà, par rapport au défilé qu'on a eu organisé au mois de mai dernier. Oui. Donc, on peut dire que le pagne est un trait d'union oui, voilà, ça, pour voilà. les peuples africains. Voilà. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a le pagne qui est fait avec des écorces d'arbres qu'on appelle le tapa. Donc on a notre reine là lors de l'événement qui s'est habillée en pagne tapa. Et c'est carrément de l'écorce qui a été tapée et vraiment qui a servi à habiller. Donc le pagne fait partie de la tradition africaine. Et c'est pas pour rien aussi qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que je me dis, autant d'Adam, en son temps, ou bien comment on appelle, celui qui saute d'un arbre à l'autre là, Tarzan. Voilà. Si Tarzan existait, je ne vois pas qu'il avait un tissu bien élaboré et tout. C'est tellement que c'était des feuilles, des écorces qui tapaient et bon voilà qui prenaient pour se vêtir. En plus des peaux d'animaux. Et pour avancer un peu, la dame avec qui vous êtes, elle est habillée pour les peuples de la Côte d'Ivoire, mais du centre. Du centre, oui. Voilà, c'est ça. Elle a une tenue baoulée. Oui. Voilà. Et en fait, c'est une tenue de cérémonie. Donc, elle peut le porter avec les colliers et tout ça pour le mariage, pour la naissance. Voilà, mais bon, dans le cas du décès, non, elle ne peut pas porter cette tenue. Mais bon, pour le mariage, pour une naissance, elle peut porter cette tenue. D'accord. Pape Cheikh, aussi, ce qu'il faut également noter, c'est le maquillage. Parce que là, j'ai des tatouages un peu partout. Ça fait également, disons, partie de ce qui fait le charme de la culture. De quoi? Voilà. C'est genre argile, hein, genre talc. Allez-y, expliquez un peu. Allez-y. Allez-y. C'est l'argile. Oui. On met un peu d'eau. D'accord. Avec une boîte. Oui. Et on met sur le corps pendant les cérémonies. Et ça représente quoi? Ça représente le maquillage parce qu'avant, il n'y avait pas de maquillage. Ok. D'accord. Taaral, rafetal. Mais il y a autre chose également Pape Cheikh, qui m'a attiré, c'est que vous avez un peu renforcé au niveau des hanches. Oui. Quand on porte la tenue traditionnelle, vous renforcez du côté des hanches. Pourquoi? Voilà, du këfël quoi, dañuy këfël. Voilà, dañuy Il faut këfël. dire que Voilà. La femme, quand elle accouche, Allez-y, venez. la femme ivoirienne, quand elle accouche, Oui. normalement, elle prend beaucoup de poids. Donc, elle est habillée comme ça. Mais pour une cérémonie, pour une fête, bon, là, tu ne viens pas d'accoucher. Donc, on est obligé de remplir les hanches pour que tu deviennes comme une femme qui vient d'accoucher. D'accord, une femme forte. Oui, parce que quand tu viens d'accoucher, normalement, tu nourris beaucoup et tu remplis. Voilà. D'accord. On Ok. puisse dire que ton mari s'occupe très bien de toi. Ok, donc c'est pour ça que vous faites du këfël. Ok. Mais aussi, Oui. si je peux ajouter quelque chose, c'est que la beauté de la femme africaine, c'est dans la forme. Ok. Bon, c'est vrai qu'ici au Sénégal, ce sont les femmes qui sont sveltes. Mais bon, c'est pas dans toutes les régions, parce que je pense que si on va en Casamance, on aura des femmes vraiment Fortes quand assez même. fortes. Ah, Voilà, ah. parce que les cultures un peu se ressemblent. C'est vrai. Ce sont les cultures forestières. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, une femme ivoirienne belle, une femme aoulaba, comme on dit, elle est aoulaba. Aoulaba. Elle a des Nous, rondeurs. on dit Jack ici. Voilà. Vrai Jack. Elle a des Jack. rondeurs, elle a des pieds qui sont Lisse. lisses, ça. bien Dessiné, dessinés. quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Elle a de la chair, elle a le cou bien rempli comme vous d'ailleurs. Voilà. Donc elle reflète, comme elle a dit, la richesse du mari, la richesse de la famille, la bonne santé. Voilà. Parce que quand on voit une femme mince, un peu comme moi, on se dit ça, Le mariage ne réussit pas. Mon mariage me réussit. feri ci digg bopp bi la. feri ci bopp bi. ak jigéen takk ci bopp bi. Ouais. Les accessoires. ay libidoor. Ñoom lañ peme. Benn la. C'est la même culture. On oublie souvent qu'on est en Afrique de l'Ouest et que nous avons une unité culturelle brisée par des frontières administratives imposées par le colon qui ne veulent absolument rien dire. C'est parce que ça ne se ressemble pas, c'est la même unité culturelle. Maintenant, quand on est dans la savane,
et dans la forêt, on a ce qu'on appelle les adéquations culturelles fondées sur le climat. Parce que le climat agit sur la culture. Si vous regardez au niveau des danses, les danses de la savane sont des danses extrêmement aériennes, avec des envolées. Et les danses de la forêt sont des danses extrêmement basses avec des pieds qui frappent le sol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les spécificités culturelles. Mais ce que vous retrouvez là, au niveau des parures, vous pouvez retrouver les mêmes choses en Casamance, vous pouvez retrouver les mêmes choses en Guinée-Bissau, vous pouvez retrouver les mêmes choses en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que nous avons une unité culturelle qui est extrêmement forte. Moi, comme je dis, la Côte d'Ivoire est mon premier pays. Je suis né au Sénégal, mais je suis extrêmement ivoirien et je pense que c'est un peuple extrêmement riche sur le plan culturel et je les félicite de porter avec autant d'élégance cette culture-là parce que, vous voyez, l'épargne ne touche pas le sol. Pour qui connaît la pluie, nous pouvons nous parer sans que nos habits ne touchent etc. La terre et ne se mouille. Je pense que c'est pas seulement le pays de la Tchéquie, c'est aussi un pays de fusion culturelle et d'intelligence culturelle. En tout cas, merci Gladys. Voilà, un dernier mot. Allez-y. Un dernier mot. C'est vrai qu'on était venu déjà avec une première équipe pour Expo Design l'année dernière, pas l'année dernière, en mai dernier. Oui. On avait organisé un défilé de mode pour faire, voilà, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur, pour faire la promotion un peu du pain des stylistes ivoiriens qui résident au Sénégal. Oui. Et l'édition prochaine, ce sera certainement en mai de 2017. Et j'espère que... Inch'Allah. Amin. Et j'espère que vous serez de la partie aussi. Une adresse, on a une boutique en ligne, c'est Ivoire Tradition sur Facebook, où on propose vraiment des tenues traditionnelles. On a aussi, il y a le numéro de téléphone, c'est le 77. On vous permet, allez-y. Oui. Ah, j'ai fait de la publicité. Non, allez-y. 77 801 46 75. Oui. Voilà, pour ceux qui veulent s'habiller en tenue traditionnelle pour un événement ou un autre, ou acheter des pagnes. Il faut dire que le pagne baoulé, on peut le faire en veste, on peut le coudre, il est facilement malléable. Le pagne sénoufo, on ne l'a pas ici. Oui. Par exemple, là, c'est un pagne sénoufo à l'écran. Et c'est un homme sénoufo et une femme sénoufo qui sont habillés. Voilà. Donc là aussi, on peut en faire aussi des costumes, des tenues très chic, voilà, très chic, moderne et tout. Et puis voilà, là c'est la reine habillée en tapa. Donc ce que vous voyez là, c'est de l'écorce. En tout cas, merci Gladys. Voilà, et merci à Fatou Niang qui a également facilité, disons, la rencontre avec Gladys. Voilà, qui est la médiatrice. Voilà, donc c'est la Sénégalaise qui est très ivoirienne. Donc Fatou Niang, merci à elle. Mais aussi, Bala Medjehel Papcher, fête nationale au Côte d'Ivoire, indépendance. C'est le 7 août. Après-demain, jour bi nga xamante ne kooku tamit ci la ay. merci d'être là. Ba Seydou Ba ñu ngi lay gërëm bu baax donc loolu mënuñu ko ñàkk bañ a def ci français parce que ñoom dégguñu wolof. donc du coup soxal na ñi nga xam ne nii dañu bëgg culture wala aada yeneen dëkk yi mais ni ko docteur Massamba Gueye waxee noonu la daanaka ñun ñëpp a yem la lépp ba waxoon ñun ñëpp a maase. Afrique ñoo bokk. et c'est pas pour rien tubaab yi sax seen bopp nangul nañ ñu ni Afrique mooy berceau de l'humanité donc bu ñu xeeb suñu bopp yi ñu yore am na valeur te bu ñu ko fonkee defe naa mën na noo maase wala raw sax ñi nga xam ne nii dañuy dem di leen xool ba ñee leen ci seen xeetuk développement donc tey jay na ba ñu yóbboon dëkk bu ñu naan Côte d'Ivoire replay bi mën ngeen ko amaat ci YouTube bi /TFM wala ci suñu site internet www.igfm.sn laataa ñoo ñëw ci xam ak xamle ak docteur Massamba Gueye bay recevoir itam sunu gan yi nga xam ne nii ñu ngi jóge université Cheikh Anta Diop ndax ñoo ci des la cay toftalu ci jeexitalu jotaay bile boori 10h la ay cant lay doon ak oustaz Pape Anne. Qu'est-ce qu'on mange dañ ci yegg si xam nga ni Alfie ñu koy defal regardez qu'est-ce qu'on mange waaye qu'est-ce qu'on mange nag beurre Sofia moo leen koy may. Sofia beurre bi ci vitamines yu bëri yi la ñu àndal donc il fait tellement chaud mën nañoo soppi sunuy modu lekki sunuy fruits en ndox. tout à fait Pape Cheikh comme niñ ko annoncé ci suba ñu fas yéene defar ay smoothie xam nga nag nit ñi comme li ñuy wax rek ñun dañuy am sunu ay culture nasaraan yi ñëw gën ñu ko jël ko maanaam ñoom gën ko développé
donc waaw ñoom ñu créé ay smoothie yoo xamante ne xam nga ni tey jii su ma la joxee sama bool bi Pape defal la ci ñetti banana ñaari pomme benn mango jox la potu ananas Sofia bi ma am fii ne la lekk ko balay yeewu leen di jeex di nga am di problème pour mën ko lekk yëpp donc xam nga ni blender mixeur yi am na fi donc ma jël yëpp muy 5 wala 6 fruits yoo xamante ni dama la koy mixeel nga naan ko te boo koy naan da ngay am facilité donc mu nekk loo xamante ni dinañu andil apport en minéraux en fibres ak li nga xamante ni mooy vitamine parce que légumes yi ñu fiy am wala fruits yi ñu fiy am Pape kenn du ko togg dañ koy utiliser directement mixé ko nga xamante ni ferñeent yi ci nekk suñu yaram dañ koy mën a utiliser te duñ ko togg xam nga xam nga bu ñuy togg en général 50% vitamines yi nekk ci fruits wala légumes dañ koy perdre donc yow su fekkee da ngay defar ay smoothie vert yoo xamante ni da ngay jël bled wala nga jël li nga xam ne mooy avocat togg mixé ko sans pour autant nga togg ko bienfait yi nekk ci fruits yi dafay dugg automatiquement ci sa yaram te da nga ciy bénéfice donc mu nekk loo xamante ni Pape comme fi ñu toll nii jàngoro yu bëri suñu mauvaise alimentation moo koy andi donc suñ la sensibiliser 5 fruits et légumes par jour mën ngay defar sa ay smoothie booy añ nga naan ko wala booy ndékki wala booy reer waaw bu njëkkoon gis nga malnutrition wax nga ko fi keroog gis nga waaw léegi ñu dem ba di ñaaxaat nit ñi ci sunu mode lekkin donc doy na waar donc tey li ma fi andi li ma fi am lekk leen léegi bàyyi leen yàpp baax na lekk leen ko day joxe fer day joxe lii defal lii léegi moytu leen yàpp léegi moytu leen waaw parce que gis nañ ni bu njëkkaan da nga daan am moytu leen yàpp waaw lu tax yàlla jox ñuy bëñ mais léegi professeur xam nañ ni bu njëkkaan da nga daan bàyyi sa gétt mu dem doxantu lekk lu sell nit ñi daan ci lekk mais léegi moytu leen yàpp la waaw léegi xar yi carton la ñu lekk élevage ngay def di gaver maanaam di gaver xar yi war a nag yi di leen pikiir pour ñuy gën a développé wu maanaam yàpp bi baaxatul comme ni mu baaxee woon bu njëkk moo tax ñuy sensibiliser nit ñi lekk yi Pape Cheikh li mu doon wax da nga daan bàyyi mu sax mais léegi pesticide lañ ciy def pour mu gaaw a sax waaw donc mi ngoog di gazer donc loolu moo tax donc Pape yenn saa yi sax nga topp sa bakket ci neex ba rek naa xaru na ma rey wallaay Pape naan na la rey wallaay ngay wax daa dee dama yàlla wallaay mais bon yàlla rek moo ñuy sàmm waaw yàlla rek moo ñuy sàmm moom baaxul kay moom baaxul donc bi may njëkk defar Pape muy smoothie bi may njëkk defar c'est à base de fruits laa koy njëkk defee maanaam def ci li nga xamante ni mooy jus yi ma am fii ci plan de travail bi. nee naa da nga daggate mango yi da nga xolli mango bi. waaw dama xolli mango bi dagg ko. daggat ko dindi xollit bi. donc da fejjat ko ba mu sew. def naa banane ci biir. def naa pomme ma ñëw ci ananas muy 4. donc ananas bi damay jël defaale ci ndox bi donc am naa beneen bu may defaraat ci kanam boo xamante ni li koy composé yaourt lay nekk ak crème fraîche. donc mu nekk ñaari xeet yoo xamante ni du ñu bokk benn yoon parce que smoothie bu nekk ak li muy def ci sa yaram. donc bii def naa ci pomme def naa ci mango def ci ananas. def ci banana. dama ciy sànni tuuti fruit de la passion moom it fii lay saxee sunu dëkk. fruit de la passion. il faut appeler que particularité smoothie. mooy dang bi day dang. waaw day dang. donc bu dangee. nga xamante ni dinañ ko mën a diluer tey parce que am naa glaçon. nga xamante ni dama koy def ba nga xamante ni su ma la joxee paay di nga ko mën a lekk. dina oyof waaw dina woyof. nga naan ko da ngay gis ni nag Pape boo ko naanee ak dem jënd sa croissant wala dem lekk sa mburu ñooy yem. parce que le plein de vitamine bi ñuy wax ak le plein de minéraux yi da nga koy def. donc da ngay gis ni yow su ma la joxee kaas bi nga naan ko buñ la andiloon léegi mburu doo ko mën a lekk parce que da ngay gis ni sa diis day fees. très bien maanaam day diis donc dañuy jàll ci partie mixée bi nga xamante ni dinaa soxla tuuti ñu couper son bi. donc bi ngoog xam nga lii yàggul benn yoon bagage ci biir kër dafa baax. dama ko li nga doon def nii ci wolof. loo ko def ma ko wal déedéet waloo ko de. ma ko mulay déedéet. ma ko mélangé. déedéet. ma ko nappaaje. mixé. lu ami jallax. lu am ay jallax. boo fexee ba mu ndoxee da nga koo ruux. ruux mag ñi dañ ko daan ruuxu nii. waaw
waaw comme bu ñu ruuxu la de ruuxu la de léegi defarukaay bi tudd ruuxu. ak ruuxu. donc lii ak ruuxu tubaab la. waaw ruuxu tubaab la de. parce que boo gisee machine di koy wol du koy ruux ci biir. tubaab baa gis africain jël ruuxu di ko defee nii. ñu jël nag machine bi ak ruuxoon ne ci biir mooy def ni. waaw ruuxu mooy def ni. ñoom da koy para waaye ñoom li mooy para mooy nga teg donc yow wax nga dëgg de bëri bagage para ak biir la. donc dañoo boole ruuxu ak para def ko benn. ak ruuxu da nga koy para. ruuxu boo amee soow mu am jala da ngay ruux. waaye da nga koy para di dégg nga para voilà donc ruuxu da nga koy para mais pour faire simple pour bañ loxoy toxi moo tax ñoom ñu defar xeetu machine yi nga xam ne ni mën nga ko defar ci nu mu gënee gaaw mais bu doon Alfi amul lii day jël yëpp dëbb ko ba noppi doo ko dëbb da koy rukk waaw da koy rukk mooy ni ngay def poobar waaw da nga koy rukk waaw doo ko rukkee pare doo ko ruux waaw soo ko jël sa ruuxu nag para ruuxu gi voilà non je pense que c'est très clair donc nii rek la Pape jàng bi am na solo waaw xam nga fi mu nekk nii pare naa première étape bi mais damay bëgg nag léegi nii le temps que ngay jàllale beneen rek ma séddale parce que ni ñu ko defee nii lañ ko war a consommer pour mën a bénéficier ci vitamine yi d'accord donc nii ñu ko serviree rek dañuy bàyyi Mbaye Diouf of sama assistant jàllale rek Pape nga def le plein de vitamines professeur tam def plein de vitamines nii rek lay demee toujours avec les bonnes soki à Pape donc tey qu'est-ce qu'on mange smoothie yi la ñuy def ci matinée yeewu leen Pape voilà donc ko rukk ba noppi tey dañ koo rukk ruux ko jël ruux bi para jërëjëf docteur Massamba Gueye yaa ngi bëgg ma waxaat ko Djily mais du ma la ko waxalaatal maa bañ du ma ko waxaat def leen ni man rek di concentré wu ci li borom xam-xam yi wax parce que loolu mooy njëriñ li it te bañ a fàtte parce que defe naa boo dee ànd ak mag ñi suñu borom da lay dimbali ba yow it di nga am loo xam ba mën ko partager ak say morom te loolu mooy particularité yeewu leen bi ñu ngi lay gërëm bu baax 9h52 mooy doog a jot Mamadou Mouhamed Ndiaye ma ngay wàcc ginnaaw pour revue de presse bi laataa ñoo ñëw ci baat yi ci wolof surtout ak mbind mi fan yi rek ñu ngi dégg ci journaux yi ni am na ñu jóg ngir xeex ñu gën a boole sunu ay làkku réew ci programme scolaire bi loolu defe naa am na solo te ça a toujours été ce combat docteur Massamba Gueye def nga ci ay téere am na itam yeneen i borom xam-xam yoo xamante ni bind nañ ci mën nañoo wax ku mel ni Mame Daour Wade mën nañoo wax ku mel ni docteur professeur Babacar Mbaye Ndaak ak ñeneen te defe naa loolu bés bu amee mën naa ni di nga woote xew ndax kontaan. waaw xam nga li ñuy wax naan yenn saa yi nga yàgg ci yoon ba defe ne da ngaa juum. waaw ndax da ngay wéet. waaye tey defe naa ne li Cheikh Anta Diop bëggoon. nga xam ne ñun ñëpp moom lañ diiroon. ñëw fekk ñoom soxna Aram Fall doon ko def. tey jii defe naa ne ñëpp nangu nañ ne nit. jàngale ko ci làkkam dafa gën a gaaw jàngal ko ci làkku jàmm alxuraan ji li tax mu law weesuwul lu dul masque ak néeg masque lonk ñu koy wax la ko wolofal ko ba mu dëpp yow bu fekkee ne ne la masque comprendre ko dëgg la waaw ba nga xam nga bu ne la masque ak néeg te nga nekk ci néegu ñax da nga xam nu mel waaw léegi suñu jàngu bi ñu demee ba nga xam ne bëgg na nit ñi dugg ci diine yonent yàlla Insa dañoo jël téere yi bind ko ci wolof daanaka sax mën nañu ñi njëkk a bind wolof ñooñu ci la dëgg la ba ci seen catéchisme yi sax waaw koy jàngale ko wolof kon tey defe naa ne bu fekkee dem nañ ba ñëpp nangu te nag bu njëkk ba xam nga lu doy waar waajur yi ñoo doon wax bëgguma sama doom jàng làkk wi damaa bëgg mu jàng làkku nasaraan ndax bu jàngee làkk wi fii rek lay yem je pense que loolu nañ ko sant yàlla te xam naa ne bis bu ñu demee boom ba mu officiel bu boobaa ñun ñëpp dinañ mel ne kuy ngénte baa ngi ñu màggal wallaahi incha allah kon nanu ma woowal xale yi jógee université ñu ñëw ci plateau bi léegi ñu waxtaan ci li ñuy préparé ñoom ñu ngi nekk UCAD 2 di amal atelier sur l'éducation sain quel code de conduite voilà donc ñoom ay gu nekk isbu lañu Dieynaba Seydou Ba ñu jógee université Cheikh Anta Diop foofee di UCAD 2 donc nañu yegg si gaaw comme ça ñu mën leen recevoir en attendant Mamadou Mouhamed Ndiaye di yegg si ci plateau bi ñun itam ñuy mos ci li Alfi defar dafa jël fruit rukk ko rukkee mu jël ko jël ruuxu bi ruuxu ko
bi mu ko ruuxee dafa jël ruux bi para mu ndoxe. mu ndoxe ci la amee jus bi. mais jus ni ñu koy waxee ci wolof. jus xam nga mooy lan. c'est trop bon. boo jëlee mango da ngaa am ñam mi am ndox mi. mooy ndoxu. waaw ndoxu mango bi wala ndoxu. doom bi ab doom la ñuy wax. d'accord waaw ndax garab gi day jurub doom xam nga wolof moom da ko jëlee comme dafa naan garab gi jur na doom. d'accord doom bi nag day am aw ñam. ñam bi bu la neexee nga sàqami ko waaye bu la neexee nga muuc ndox mi. d'accord bi mais ndoxum ñam bi. waaw ndox mi la rek dañ ko ndoxee rek waaw mooy li ci toqee rek moom jus ci tubaab mooy li ci toqee. mooy li ci toqee loolu mooy jus. d'accord je pense que c'est clair léegi ñu recevoir xale yi nga xamante ni ñu ngi jógee université Cheikh Anta Diop ñu ngi leen di nuyu kontaan nañu ci seen teewaay tey xam naa ni jot bi du am mais très rapidement ñu jàll ci loo xamante ni yéen a ngi koy préparer d'abord lu tax defu leen option grève wala option daw jàng wala option bañ a jàpp ci affaire yi parce que ñun étudiant moom d'habitude bu nguur deful du ñu def dañuy mer. mais yéen gis nañ ni en plus de jàng bi yéen a ngi ñaax seen mbokk yi nekk ci école bi ci ñu am njàng mu sain lu tax ngeen def option bii. déjà jërëjëf ñu ngi ziar bu baax. ñu te ñu kontaan bu baax ci dalal bi ngeen dalal tey ci TFM di wax onze bi la inna waliyallah parce que yéen ñooy liggéey Serigne Touba. macha allah toolu Serigne Fall barke Maam Cheikh Ibrahima Fall comme ni nga ko waxee. ñun defuñu option. grève maanaam di séquestrer ay professeurs. waaw wala di grève wala di taal ay bus. bàyyi leen bi si ngeen di taal. ndaxte ñun maanaam Sëñ Tuubaa daf ñoo jàngal. yar ak teggin. ok moom la ñuy doxee. moom la ñuy waxee ba sax loolu tam sax tey. moo waral tànk yi tey. grève de defe naa tubaab ba ko jàngale docteur syndicalisme ak fippu. waaw ñoom ñoo ko jàngale waaye nag ñoom fi lañ ko fekk. waaye dem naa révolution 1789 moom. moo structuré loolu ñoom ci ñoom. lépp lu ñu tuddee droit de l'homme ba ñuy ñëw 1848 ba ñëw 1948. waaye ñii ñoom weneen yoon lañ jël. xam nga nag ku la jàngal rek jox la jikko. waaw kenn ku nekk ka nga bëgg la nga bëgg a doon. xoolal ko nuru nga ànd ak moom. jikko ki la yar. waaw ok. waaw kon loolu moo waral tànk yi tey. ndax dañuy waajal benn bis boo xamante ne nii. maanaam dañoo bëgg a fësal. maanaam njàngaleem Serigne Touba. ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu jàmm jëm ci wàllu liggéey. ak jëm ci wàllu maanaam jaamu yàlla. muy l'adoration du Seigneur. loolu moom moo tax tey ñu ñëw fi ndax dafa am benn bis bu ñuy waajal. ñi koy waajal nag benn confédération la. boo xamante ne moom moo regroupé l'ensemble des associations religieuses. qui évoluent au niveau des grandes universités mooy les 5 universités du Sénégal. très bien muy université Cheikh Anta Diop. université Gaston Berger bu Saint-Louis. université bu Bambey. université bu Kaolack ak université bu Thiès. sëñ Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides. moom moo joxoon ndigal sëñ Bass Abdou Khadre. ne ko damaa bëgg nga dajaleel ma mbooleem daayira yu mag yi yëngu ci bërëb yooyu mooy jàngukaay yu mag yi. ndax damaa bëgg maanaam am liggéey yoo xam ne dama leen koo war a dénk. si noonu Cheikh Bass Abdou Khadre mi nga xamante ne moom mooy porte parole bi. di ki nga xamante ne mooy tànkam di làmmiñam di léppam. moom ak encadrement am fexe ba dajale maam daayira yooyu muy association religieuse yooyu. bi mu ko defee ñu dem mu ni ñu maanaam nii laa bëgg ngeen doxee. ndax damaa bëgg ngeen dajale mbooleem ñi nga xamante ne moom la ñuy wax ay intellectuel wala boog ay apprenti intellectuel. ngir dafa am liggéey yu ma leen bëgg a liggéeyloo spécialement jëm ci yéen. waaw bokk na ci maanaam liggéey xam naa benn ñaar rek laa ci wax ak jox soxna si mu ñëw ci journée bi. bi ci njëkk moom mooy maanaam dafa gis ni màggal bi dafa am ay genn boppam ñoo xamante ne nii ñoom ñooy jàng xasida ak alxuraan bu ñëwee suba la màggal ci bisu màggal gi ak au lendemain du màggal. nee na ñooñu nag dafa bëgg traitement yi nga xamante ne moom la ñuy def corps diplomatique yi. mooy ambassadeurs yi gouvernement bi ak ñooñu. ñoom it ñu am boobu traitement ndax ay gannu boppam lañ. léegi mu yëkkati lépp loo xamante ne ay xéewal la ak loo xamante ne ñoom moom la ñu war a soxlawoo ci ñetti fan yooyu. mu ni ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daara yu mag yi. ñun la ko dénk. d'accord waaw léegi beneen bi nag moom mooy journée bi. xam naa damay bàyyi soxna Coro Mbaye. voilà moom mu wax ci parce que journée bi yéen a ngi ko jàpp pour dimanche. bu soobee yàlla dimanche 17. dimanche 7 incha allah mooy dimanche bi ayca ñu bàyyi la nga ñëw ci programme bis bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim
wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun. maa ngi siyaar ñëpp di kontaan bu baax ci dalal ngeen ñu dalal tey ci plateau bi. comme ni ko Baye Moustapha waxee rek ñu ngi préparer suñu journée congrès scientifique bi di koy amal ci amphithéâtre UCAD 2 le 7 incha allah léegi comme prévu. Matinal bi ñi ngi am à partir de 9h un atelier qui portera ci thème boo xam ne c'est un enseignement sain quel code de conduite et quel code de conduite maanaam quel comportement faudra adopter l'enseignant ba nga xamante ne nii moom mi jàngale dina def de telle sorte que message am dina jàll. En plus ki nga xamante ne mooy étudiant bi di jàng moom aussi naka la mën a def ba nga xamante ne dina am benn méthode bu muy jël pour jàng normal. léegi comme invité dañuy am ministère de l'éducation nationale ak les syndicats des enseignants am association des parents d'élèves mu nekk COSIDEM ak les professeurs de l'université les chercheurs et les étudiants aussi et ça sera animé avant ça dañuy am benn don de sang bu ñuy def léegi ci biti lay nekk mais bu ñu paree ci don de sang boobu maanaam li ñuy collecté yëpp day dem Touba hôpital Matlaboul Fawzeyni incha allah kon damay joxaat kàddu gi Baye Moustapha rek. voilà donc ñu jeexal dimanche kon 7 août ngeen joxante rendez-vous ca université à partir de 9h ñi bokk ci université bi ñi ci bokkul ak ñi seetaan ku ne mën ngaa ñëw bokk ci. waaw bien sûr moom dama siy profité lancé waale appel mbooleem école yi parce que ndigali seen Cheikh Sidi Moukhtar moom mooy ñu fexe ba dajale mbooleem école yi lycée yi ak institut privé et public yi loolu nag te bi ñu créé taalibe intellectuel yi daje mu ngoog te bi sëñ Bass taxawalee loolu c'était en juillet 2012 kon mën nañ ni 4 ans la ñu am contrairement ak suñu mag ñi fi jaaroon muy Hizbut Tarqiyyah ñoom 40 ans la ñu toll kon ñu moom loolu moom moo waral sax tànk yi maanaam ñu lancé waale appel képp koo xamante ni yaa ngi dégg sama kàddu wala boog yaa ngi may seetaan ci télévision bi maanaam nga xam ni maanaam ñooñu intellectuel yooyu wala boog apprenti intellectuel yooyu moom la sëñ bi bëgg ñu dajaloo ñu taxawal maanaam fexe ba maanaam li nga xamante ne doon benn genre rempart ci ku ne xam ne ni jamono ji diine l'islam ñu ngi koy attaqué de tous bords te ku wax diine l'islam wax yoonu murit léegi ñooñu ñu doon ay rempart pas ñuy fayante ak ñoom confrontation non mais à chaque fois bu ñu tegee ci deru l'islam loo xamante ni nii dafa tilim wala bu koo taqal ñu wane dëggi l'islam ndax bu ko ne l'islam déjà tur bi sax moom mooy la paix islam loolu lay tekki oustaz du ma bàyyi may wax lu dul noonu kon ñu taxaw à chaque fois bu ñu waxee li ñu ni non l'islam rime avec lii lay rime kon maam seen Cheikh Sidi Moukhtar xëy na ñun xamuñu lan moo tax mu dajale waaye ñun dañoo jàpp ni ci suñu compréhension que loolu moom moo waral mu dajale maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci daara yu kaw ngir yu mel noonu ñu mën koo taxaw jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax kon rendez-vous baa ngoogu ak ndongo yooyu ne nekk ca université Cheikh Anta Diop jëm surtout ci yoonu Mouride ak xale intellectuels yi ñu joxante rendez-vous foofee ca université ba dimanche bu soobee yàlla merci beaucoup ci seen taxawaay ak ni ngeen jaaree tey ci jotaay bi Mamadou Mouhamed Ndiaye laa bëgg nag mu fekkee pàcc bi ci li ñuy jeexalee di xam ak xamle docteur Massamba Gueye lañ ci àndal Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu tey da nga def tout blanc Ndiaye. boo xëy seetaan télé gis rek. ndeysaan mais yére bi moom wóor na ma ne santul Diaw. santul. Diaw maanaam. bi ma sol. li ma wër lépp lenn rek laa ci àbb. pourtant dama la sagal parce que yére bu sant Diaw ci sama tooñ moo yére bu ñu àbb de mais dama ne tey santul Diaw bii de sa taille la sa mesure la. est-ce que xam nga Wallonie Bruxelles bii bureau ñi représenté Wallonie Bruxelles. est-ce que xam nga ci bureau ba am na ku tudd Abbas Diaw. Abbas yàlla bu ma dégg. yàlla bu ma Abbas dégg postam sax moo ko moom. bii santul Diaw de tuddul Abbas it. ñun daal ci suñuy tooñ daal yére bu tudd Abbas sant Diaw yére bu ñu àbb la donc Abbas Diaw wala ni Bruxelles bu ñu déggee bu ñu porté plainte pour diffamation ñoo ko tooñ. mu ne ma na nga def mu ne ko yow moom bu daal ngay nuróol tey bu daal. moom waxuma la Diaw rek waaye Diaw Fara. allez
allez Mamadou Mouhamed Ndiaye laataa ngay xóotal yéenekaay yi ci revue de presse bi dama bëgg ñun ñëpp ñu fekkee profité ci xam ak xamle ci baat yi nga xam ne ni ñu ko war a bindee loolu leen koy wone ci ndimbalu docteur Massamba Gueye tey nag ñu tànn ay baat bu njëkk bi nanu la wan ni ñu ko bindee may parce que damaa dégg taasukat bi di taas naan da ngeen di maye man damay ñaan kaay may ma. waaw may nii lañ koy bindee. waaye baat bi sax fi mu ñëwee dafa baax. ndax xam nga dafa am ku tudd Boubacar Koné. ku tabaxoon kër gu mag fii ci Ngor. xam nga këru Ngor ku jaayut sa Ngor mën nga ko bañ a am. suuf sa rek dafa seer. da ko tabax def ko musée. may ko état wu Sénégal. may ko ba démb nag yàlla dogal le 3 bi mu génn àdduna Los Angeles. kan moo fi jël sa alal di ko may nguur mooy musée Bory Bana moo tax baatu may bi ñëwee Awa Mara moo ko jiite ñu ngi leen di jàlle ñoom ñëpp waaye may pap bii mooy may xam nga may mooy nga jël dara nga jox ko nit te xaaroo mu dellu si ci yow moo tax wolof ne ku mayee sa doom ñàkk nga ku mayee ñàkk nga ku jaay ñàkk nga waaye boo mayee bu ca topp Sénégal nag dañ lay may jabar bu pare topp di ko yilif waaw may nii lañ koy bindee. maanaam amul itrement. MAY. ñun dañu daan naxee ni boo mayee pàcc ko war sa yaay day am doomu jaan waaw dañ la sa yaay day jur doomu jaan ndax lim bon te xam nga jaan da lay mat jaan day laxasu bett la matt la. moo tax may nii lañ koy bindee MAY. macha allah MAY. voilà façon bi nga koy defee dafa am solo. loolee bañ ko bëggee bind dañoo bind MAY. ñaari i ak na muy mayin. na ko taf ma xool. tegal tafal waaw kay ni mu ko tafee nii waaw mayin. waaw mayin. wolof daf ne may neexul. mayin a neex. ki la fekk nga toog mu jox la loo xam ne la waa ji waxoon ci seen télé bii. da nga koy ubbi rek cardiaque. mooy la ma metti di waaye bu ko defee nag ba pare fésal ko ba ñëpp di ko xool. mayin wa neexul. moo tax wolof ne may neexul. mayin a neex. waaw mayin nag mooy ni ngay mayee fexe ba ñépp toog nga ñëw fekk tonton Mara Dieng nga ne ko Mara may naa la mbub nii. bu fekkee da nga koo def ca biir kër ga. ca ëtt ba. fa ay doomam teg mën naa neex. waaye bu fekkee da nga koo def ngir tuutal ko nag la nga ko may daanaka day mel ne lu saf kaani ci moom. moo tax wolof ne may neexut mayin waaye gis nga mayin boo koy bind ñaari i ngay bind. ndax da nga koy xëcc. mayin waaw boo dindee benn i bi rek mayin lay doon. d'accord mayin. d'accord waaye mayin ñaari i la. d'accord moo tax nit tam buy mayee na mayee lu neex. neexit ba nu ko bëggee bind dañoo bind na ñaari e ak x. noo ko bindee. waaw kay nii e ak x. waaw xam nga mais xale yi ni ñu koy bindee ne e accent aigu KH. waaw Mohamed Ndiaye mii bu doon bind neex noonu la koy bindee. loolu boo ko bindoon loolu kon lu ko mën a liir ndax dafay métti ndax këhë lay doon. neex nii la neex. xam nga comme xale yi dañuy bindante ay message naan ay. xanaa neex léegi nii la. léegi nag bu ngeen bëggee mu neex ci wax ji neex ci mbind mi da ngeen koy bindee nii. waaw xam nga fi mu ne man damay topp dañuy nan topp xale yi. lu bëgg rek bi rek waaw lan topp rek. fekk xale yi ci li ñu xam. yóbbu leen ci ñu xam xale yi dañ naan xanaa neex. xam nga lu tax baat bi neex ma mënoon na noo wax xanaa naqari. waaw góor ga nee na ma xam nga dox Dakar du ngeen am jàmm mu ne ma ay wa Dakar ku jóg ne ay wa Dakar du tudd aw ay di tudd Dakar moo tax Dakar neex mu ne ma ay wa Dakar rek ñëpp ay wa Dakar bu ngeen demee fekk fa ay wa waaye comme xale yi nee nañ xanaa neex bu wax ji neexee na mbind mi neex mbind mi nag ngir mu neex da ngay bind sab na jël boo xam ne lañ koy wax nga seexale leen seex d'accord moom la tubaab tuddee géminé nga seexale leen waaw seexale ñaari ëy waaw jël ak teg waaw mooy seexale seexale mooy jumelé nga seexale leen muy neex mbind mi soo ko defulee ca na nga ko waree defee du neex ba ñu ne neexul donc neexul buñ ko dee bind am na ñoo xamante ni xëb yi nga ñu jàngal ci baatu wolof K ak H la ñu koy bindee mais nii ñun lañu ko bindee ne x u ak l waaw neex ba nga jël rek yokk ci weer waaw yokk ci uul nga déet da ngaa xultu xul neexul kii wax neexul kay day xultu d'accord day xultu dëgg la waaw neexul kay Mohamed Ndiaye pare revue de presse am nga ne ko neexul loola boo ko waxee bu mën na cee jógee sax bàyyi TFM dem feneen xam nga bu tax ma ko koy woyal léegi saa yu pare neexul dinaa koy woyal neex na
waaye moom daa am kilifa ma nga Tuubaa yàlla na ko yàlla may mu gudd fan. xam nga neexul nii lañ koy bindee. neexul ba neexul. waaw neexul ba neexul. waaye neexul ba neexul waaye nag Alfi lii mu ñu jox neex na. wallaay neex na waaw may wi neex na mayin wi neex na. donc neexul noonu lañ koy bindee baat bi ñuy mujjee nag. dama ko jëlee ci yow te mënuma koo wax. bindal leen mu ko lii mënuma ko wax docteur. waaw njàddiri la xam naa da nga ko dégg. waaw njàddiri. dégg naa ko ci mag ñi da nga ko dégg ci mag ñi. waaw nii lañ koy bindee nag ndax gis nga A bi. dafa nekk ci diggante ñetti consonne. kon doo mën a seexale ñaari A yi. waaw da ngay def accent rek mu wuutu beneen A bi nga xëcc A bi. muy njàddiri. mooy njàddiri. njàddiri mooy li ngeen tudd garçon manqué. mooy jigéen joo xam ne dafa góore. mooy njàddiri mooy jigéen ju góore. jigéen joo xam ne bu taxawee. bu la wanee gannaaw di dem nga ne ko xale bu góor bi kaay. xanaa neex waaye na góore. waaye na góore. waaw xam nga yooyu yëpp. xam nga yooyu yëpp waxi jamono la baat yi ma dégg. gis nga loolu yëpp waxi jamono la. gis nga yii yëpp baatu njàddiri bi tey. li nga koy dégg mag ñi ngay dégg ñu koy wax. xam naa ci mag nga ko déggee wala kilifa. waaye tey bu ne jigéen ji dafa njàddiri. maanaam dadul def lenn ni jigéen. du xet gu neex. du wax ju neex. du doxin gu neex. day mel ne ak ëkk rek. ëkk yor doole góor di jëf-jëfinu góor. ba yow fi mu ne boo ko takkee fi mu ne bu solee sa yére. ku ñëw danaan ko borom kër gi na nga def. waaw mu ngoog nag jigéen nag waaw. voilà kon may la mayin neexul ak njàddiri. waaw léegi waaw njàddiri ngay daanelee. xam nga bu fekkente ne la ki lay may. na xool mayin wi. waaw bu mayin wi neexee. doo ko mas a wax ne neexut. xam nga da nga am problème pour daaneel ko ak njàddiri. dëgg la bu fekkente ne mënoo taalif. waaye ki lay may boo mënee taalif da ngay jëlee njàddiri. waaye ki lay may. bu dee njàddiri dam lay may du neex. waaw mën nga ko jëlee noonu nga ne ki lay may soxna xam nga baat da nga koy tëral. waaw ki lay may soxna. te bëgg sëb say neex. te bañ nga ne ko ni ma ko yoree neexul. na xalaat mayin wax te bañ laa tànnal njàddiri. macha allah kon baat yaa ngoogu ci xam nag xamle jërëjëf docteur Massamba Gueye yàlla sa taxawaay yàgg. ci jotaay bi lee moo tax façon boobu nga wax façon de faire la ko tuddee ci maa ngi doo ko comprendre ni ndeke revue de presse neexul mais façon bi ñu koy presse revue de pressing comme mayin réwin ni mu koy réwee xam nga mag ñi réwin wee neex réwin wee neex moo tax keroog ma ne leen léegi ku ci bëgg sa revue de presse nuroog revue de presse Mamadou Mouhamed Ndiaye boole ci tama parce que dañ laa toppandoo ba léegi affaire bi dafa doy waar ma ne léegi dañ ci boole ay tama waaye nag ala sëñ Mansour mu baax ma borom daara yi yàlla na yàlla yokk leeram nee na mag man na xelu ndaw waaye bu àkkee dee wallaahi dëgg la mag dana taxaw ak xale ñu ne bëreet xale bi daw mag mi daw mu ne mag mën na xelu ndaw waaye bu àkkee dee toppandoo Mamadou yomb na waaye yu xamte ku moom dana yokk taxawaay waaye boo ci yàggee dellu si ku ne na nga def na nga mënee mu yokk waaw ku ne na nga def na nga mënee c'est Alfi Mouhamed day revue de presse ruux gi day ñu sonal rek quand même ruuxam gi kay mu koy para nii rek c'est incroyable arrête le para en direct da koy para xam nga ruuxam Alfi yow sa para day def bruit pour ma waxaat ci bon moom laay tàggoo parce que loolu moom je reste convaincu que moo nar a nekk li ma jàng sama njàng du jour ruux ak para yooyu yëpp naa ci ñëwaat balaa may jeexal partie bi lee ba di leen bàyyeeku Oustaz Pape Hann ci li ci des ay cant lay doon en attendant Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu bàyyi la ak yéene kaay yi nga xóotal ci revue de presse bi jërë ngeen jëf. ay ca Pape nañu xool xët mu njëkk Le Quotidien ñett lañ fa fekk bokk na ci ministre de la justice maître Sidiki Kaba Le Quotidien ak kii di Birahim Seck forum civil ak premier président bu cour suprême lan moo fa indi coow li mi ngoog suprême polémique ci jafe-jafe yi nga xamante ne ji Nafi Ngom Keïta ba muy jógee OFNAC wax na ko ci lettre yu mu bind jëm ci ne premier président bu cour suprême bi mu ko woowee di ko defloo déclaration de patrimoine président dana ko woon bàyyi ko tranquille ndax waa ji dafa bañ coow loolee la ñuy waxtaane ba fi mu nekk nii kii di ministre de la justice di xam le ne wàllu déclaration patrimoine loolee waru ko mën na ko bañ a def ndax atum 2016 li mu yor ci budget mi ngi toll ci 846 millions francs CFA Birahim Seck weddi na ko moom nee na kii di président bu cour suprême war naa def déclaration de patrimoine ndax 2015 mi ngi doon gérer budget bu toll ci 1 milliard 677 millions coow la ba léegi ma nga ca yéen a kaay bi di enquête moom it xëy ci dellu si waat la
polémique suprême maanaam mbirum déclaration patrimoine bu président cour suprême bu ñu koy waxtaane yéenekaay bi sax xëy ci boole photo Macky Sall ak ki nga xamante ne ji mooy président bu cour suprême loolee lépp nañu koy waxtaane enquête moom it dem ca ba jeex ak li mu ci seetlu ñu seetlu ci xët mu njëkku yéenekaay bii di l'Observateur kaddu yu bawoo ci Alioune Badara Cissé mooy médiateur de la République moom maître tey jii lay def at ci boppu médiateur de la République xëy na kon di def bilan waaye dafa wax jëmee ci Nafi Ngom Keïta ak lu aju ci li nga xamante ne ji moom mooy coow li ci am ak li mu ci xalaat Alioune Badara Cissé ne dafay ñaan Nafi Ngom Keïta da ko koy ñaan fraternellement da ko koy ñaan de manière patriotique mu bàyyi coow li bu ko defee ñu yemale ko fii leneen bañ cee topp ñu fekkaat ko ci xët mu njëkku laas yéene kay moom Alioune Badara Cissé bilan ba léegi lay def jëmee ci at bi nga xam ne def na ko kon ci bopp médiateur de la République li mu ci gis waxtaanee na wàllu politique ak parti bi mu nekk ak sax li ñu ne moom Alioune Badara Cissé dafay gêner Macky Sall nee na bu loolee amoon Macky kon du ko fal fenn gisul ne mi ngi koy gêner ñu dem ci Libération xool fa Macky Sall ak leneen lu mu def jëm ci bor bu mu fay yéenekaay bi xëy ñu xamal ne toll na ci 36 milliards 500 millions maanaam fanweeri milliards ak juróom-benn ak genn wàll yoo xamante ne ji dañ ko dugal fi barab Abdoulaye Wade ak doomam si Njëli Wade ci seen ñàkk mën a gérer ñoom ñoo tax bor boobee am ba tax na kon Sénégal moo ko fay mu di xaalis su dem ci ngelaw li populaire ñu xëy moom dem police ak sortie promotion bi amoon naka démb ministre intérieur Abdoulaye Daouda Diallo mi ko teewe woon yëkkati fa ay kàddu jëmee ko ci takk der yi li mu leen wax moo di nañu góorgóorlu ba moytu seytaane ci seen liggéey lu ci mel ne xaalis bu yomb waaye wàllu guerre Abdoulaye Daouda Diallo lii bokk na ci kàddu yi mu yëkkati foofee La Tribune moom it xëy wax ci moom Abdoulaye Daouda Diallo wax de manière générale ci élection yi ñu waajal ci réew mi ak fipp gi yeewuwaat journal bi nañu processus électoral bi mu di code électoral bi ñu doon xoolaat fichier beeg ni ñu ko doon càmbare ak juboo amul ci ñi ko séqoon muy benn ñaareel ba mooy gars yi ñi ngi indi coowal double nationalité mu di amee ñaari kayitu juddu te loolee bu amee kon mën naa indi ay jafe-jafe Pape dañuy dem ci l'Observateur xool ko ak la xew ca diwaanu Touba yéenekaay bi nañu tey ji tribunal bu Njaareem dina xëye mbirum Cheikh Bakhoum nag dañu koy tuumal ne dafa am xaalis bu mu sàccee kër xalifa général Mouride nga toll ci benn milliard bu manqué 200 000 francs CFA journal bi nañu te sax du Cheikh rek ndax ñi ngi ciy tuumal benn waay boo xam ne ku jege xalifa bi la ak benn juge ci moomi le mbir Pape. ok jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye loolee yéene kaay la woon ak seen i xët astafurlah ci revue de presse bi mais ci diggu bëccëg bi di nga dellu si waat merci beaucoup jërëjëf neexul bàyyi Mohamed dama ko bëggoon jaale dafa am bàyyam joo xam ne dafa génn àdduna doon wëllëre papam wax ko kenn comédien bu mag a mag xam ci 4 vieillards dans le vent xam naa ne ñu bëri bàyyiwuñ ci xel waaw waaye mooy Ibrahima Ñing. waaw Baye Ñing. muy Joseph kañ la gaañu. 2 semaines de. waaw te wóolare papaam la woon vraiment wóolare papaam la woon bu mag a mag a mag ñu la koy jaale bu baax. mais oustaz gaañu yaa ngi bëgg a bëri nag de. moom yàlla oustaz sa maam yi ngi boole keroog bokk. wallaay sama maam wallaay sama maam dafa gaañu samedi bële moom lañ ma tuddee te moo jur sama papa wallaay mais xam nga maam ju yàquwul mi dund na 92 ans damay laaj moom laa doon laaj ba tey mu ne ma waxuma dëgg waaw yooyu da nga koy defar rongoñu maam ba tey maa ngi ci rongoñu maam ci laa nekk ni sol nga ay yéreem sol naa yéreem keroog te damay bàyyi ba 8e jour bi itam ma defaat mais ñoom gëmuñu ma non pour mu leer nañu indi certificat de décès bi ñu xool mais xanaa sañ maa lu dëgg ci kanam docteur ba sama kay xam nga Mohamed loolu dafay yàgg am na waa joo xam ne da doon def bu bëggee tukki rek ñëw ci patron ne ko dama am dëj di rey ba boppam rek a des ci famille bi xam nga mënoo dëj sa bopp mu ñëw rayaat bàyyam patron bi jox ko xaalis jox ko oto ba pare na ñëpp ànd jëm jaale ju te bàyyi jaa ngi dund ku ñëw ci bàyyi ji rek ne ko siggil ndigaale bàyyi ji ne ko dee ñu ne ko moom kat nee na bàyyi ma dee bàyyi ji ne ko waaye ku dee mu ne ko bàyyi kenn deewut de waaye damay def ma bëggee permission mbaa ma banque rek ñëw rey ci kenn moo tax nit bu mu tàggi mukk nit ndax bëgg congé baa bëgg ndax dañuy jël ci ay fanam di yokk ci say fan léegi nag nit bu waxee ni maamam dafa waaw maam nag moom dëgg maamam gaañu maam nag suñu am koo xamante ni gëm ko mbaa yàlla du ko gaañ moom mu dem gis nga déedéet xam nga Mohamed noonu la rek tooñ kat xam nga maam moom dafa neex ndax maam même dëjëm sax yóbbaale ko mën nga cee daanu mu jeex waaye ñun ñëpp dañoo ànd ak moom mi jaale la ko
li wolof naan yàlla na ngay maam. amiin amiin waaw maam nag moom bu gaañoo dañ koy defar rongoñu maam. waaw sol dañ ngay sol ay mbubam dañuy sol mbubam déguisé wu ko moom loolu tuddee rongoñu maam. waaw sa maam bu dee nag da ngay def rongoñu maam. bu ko defee nga jël ay tàngal di ko jaay ñu la koy jënd benn 1000 francs benn 2000. waaw ndax ñu koy bañ a fàttaliku. vous avez compris moom daal laaj Pape loo xam ni dana am. jar na waajal jar na bàyyi xel. jar na waajal mos waaw. am nañ te it day bette almawtu yëtti baxtatan waaye wal xabru sunduqul amal. béykatu arab bi ne dee buy ñëw day bette waaye kenn ku ci ne ci ñun. sa bàmmeel sa keesu jëf rek moo la fay fekk. ëllëg sunu mujj kàddu yàlla ne kalimatu laa ilaha illallah. munu malakul mawtu yi jël si. yàlla bu fekk yàlla jéppi ñu. amiin amiin ci darajey rasulullah yàlla musal ñu nag ci musiba ak balaa. waaw kasara. gàttu fan deegu ñaaw deewu mbetteel gàttu wër sa gàcce yàlla nañ ci yàlla musal. amiin 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 ak ndogaan ak pak Malick Thiandoum bu Sen TV mu ngi may jaale ñu ngi koy gërëm bu baax mais bëgguma ay message kese il faut mu am lu mu àndal daal voilà duñu maam la donc dafa war a am ay mesures d'accompagnement Mamadou Ndoye Bane mook Marie Bane ñoo toog di ndékki parce que tey liggéey siwul moom itam nee na mu ngi may jaale daf ko yëgul woon nee na mais lundi moom promettre na ma ni jabaram dina ma jox jaxal moom it dina daale jaxalam Mamadou Ndoye Bane am na itam ñeneen waa Génération Futur Média ñoom tamit yoon nee nañu seen jaal mais bu message rek ñëw na am yu mu àndal 10h20 jot ñu ñëw bàyyi leen nag Oustaz Pape Hann mu àggali docteur Massamba Gueye ñu ngi lay gërëm bu baax dig la daje incha allah. waaw incha allah ajjuma di waaj a dem. kokki kokki incha allah ila kokki. le 7 na ñëpp ñaan. le 7 ñëpp ñaan. sëñ Amad Saxir Lo. bu soobee la ko suñu maam Cheikh Mbaye santoon. te mu ko doon wuti kokki. tase mu doon yéene maam Matar Ndumbe Diop ma sancoon kokki. sañcee ko daara kokki leer gi baawaan ñoo ko ba màkk Ablaye soxna ñaan amin to soxna ñaan rek. macha allah sëñ Matar Naar Lo ma fa ne nag. yàlla na fa yàgg lool te wér. donga ya yàlla nañ barkeel. képp koo xam ne munoo dem. nga toog fi nga toog di ñaan ca yor ba. wàcce say kaamil ndax looloo fay am. li ci des nag mooy li ma waxoon rek. réew mënut a dem Pape. bu dee ñi ànd jubawun ñi àndu jubawun réew mi parti politique ñi nekk bokk benn parti politique dañuy xuloo di xuloog ñin bokkalul parti nanu xalaataat suñu bopp ndax fii ñi ànd jubawun ñi àndul jubawun fu réew mi jëm te ñu ñaanal suñu équipe nationale bi mu indi ay ndam man daal tey moom lay tàggoo di nuyu nag ñëpp waaye am na koo xam ne moo ci rawati mooy Awa Mara Ba bi nga xam ne moo jiite musée Boori Bana te ka ko woowoon dénk ko mayoon ko réew mi génn àdduna ba dem mi ngi jooy dem ba léegi te bàyyi jooy yi nag te jël kurus gi te ñaan yàlla na yàlla xaare Boubacar Koné àjjana amin amin jërëjëf docteur Massamba Gueye Adjatou Mati Dieng ñu ngi lay gërëm yow itam di la dig daje bu weesoo seetu bi àjjuma bële di ñëw wala ci rajo bi it wala jooy xool ba tey yaay ba mu jël antenne bi jox ko ñeneen. yaay yooyu waaw comme c'est nous dans nous rek dañ koy faral di waxee moo tax ñoom bu ñu xewlee rek tey dina am incha allah daañu waxtaanee xale yu jigéen yi nga xam ni dañuy faral di maanaam chantage nit ci ay affaire de maanaam seq ak nit ba pare bëgg ko publier ñëpp bëgg ko gis maanaam xaawi sutura ñu dem ba dëkk bi amatul benn sutura léegi. waaw mais nit ñi moytu rek ku ñëwati sa kër nga jël portable. waaw mais ñoom itam nañu fàttali ko ne ay jigéen lañu te jigéen yàlla dafa am merci léegi montre yi dañuy filmer big yi dañuy filmer lépp ay filmer tey kon moom la ñuy waxtaanee incha allah 23h 2h du matin incha allah mais nag Pape Cheikh ma sargal bu baax a baax maman Didi Diallo. ku ne xam na ko waaw ci Mouhamed Ndiaye xam na bàyyi ma àggali ko Mouhamed Ndiaye xam na koo koy kat aussi quand même foofu suñu kër la. barki de mu woo ma ndeysaan jaan may jox chaîne or bu baax bi. ak jaaro may ma ko nag ci xol bu sedd. fekkoo ko sax Tiwaawan. déedéet boo ko fekkee Tiwaawan. Oustaz Pape Hann lay ànd boo ko fekkee Tiwaawan ci yaay xayri kooku mooy doomu Serigne Mansour borom daara. boo ko fekkee Tiwaawan ci ngay xam mooy kat. Adja Didi maa ngi lay nuyu baax a baax. xam nga sànq kii dafa wax mayin ma ne ko mayin booboo foor ndax ki la ne ñëwal wuy si ma nga ñëw mu yëkkati loo xam ne que ne yow leer na ne bi ñu la ko joxee sa fit rëcc na. Ardaaya macha allah maa ngi koy ñaan bu baax a baax yàlla na ko fi yàlla bàyyi. waaye sargalaat baax a baax ki nga xam ne moo di Ndeye Kumba onglerie VIP noonu la. maa ngi leen nuyu baax a baax Mansour marché ak kooku di Asmali ñoom ñëpp ma sargal leen vendredi am na mais lundi am na. seeti mais tey ci guddi aussi am na day daw rek.
day daw rek tey ci guddi rajo am na ci guddi gi di ngeen ko mën a déglu ak thème bu am solo boobu muy développé donc suñu yaay jooju yaayu Umu Xayri ak bijouterie bu mag boobu ñu ngi koy ndokkeel bu baax parce que noonu la dëkkee ak ñun arndaa yaa rek arndaa yaa ko anjee noonu rek la dëkkee ak ñun donc ñu ngi koy gërëm bu baax ndax yaa arndaa yaa ko anjee bi xanaa bokk ci noonu rek la ñuy explication nii rek kaay jël demal man daal yow ak Mouhamed Ndiaye man daal da ngeen maa jàpp ñu ngi lay gërëm yow tamit bul ma gërëm tey rendez-vous suba ci guddi bu ma gërëm leen fasal sama kanam mu yow ak Mouhamed Ndiaye xam ngeen lu tax ak Alfi waaw parce que yéen da ngeen war di jàpp sama combat te doon ko def yéen ni iñaan la waaw tàggoon gaaw ba kon yow kat yaa fi ba géer ñi dem ci ébrier waaw man ko tey ma changé bi ok xam nga ébrier yi xamuñu ar ndaaya ñoom ar rek ndaa waaye indi addu en tout cas ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax c'était un plaisir di leen jox dig daje incha allah suba seen émission sama kër 14h30 bu leen ko wutee incha allah sinon guddi gi waaw sinon guddi gi ci quartier général ñu fas yéene rek ñëw gunge téléspectateurs yi ci nu mu gën a neexee di leen gërëm nag di leen sant puisque kenn jàppul ci combat gi nag maa ngi gërëm sama pap ébrier merci Alfie à lundi incha allah laata loolu may remercier Ndeye Coumba onglerie des VIP nee naa ñu ngi fële Liberté 4 ndaanaan ñëpp fa la ñuy defaroo bu ngeen ko bëggee jot da ngeen di def 77 397 82 82 mais tey nag mention spéciale à Didi Damour sama spécialiste en ñamaloog parce que fii loo fi togg Pape moo koy lekk donc mi ngi nii di xaar li ma jot a mixé mi ngi nii taxaw sama wet donc tey moom laay yàkkal smoothie yi Pape Cheikh on se donne rendez-vous de lundi incha allah Pape merci jërëjëf mbokk yi mu ngoog kon ñu bàyyi leen ak an mu àggali ak yéen jotaay bile li ci des nag siira lay doon pelloo rek ci digganteem ak ay ganam fii ba 11h parce que wareef amul jërë ngeen jëf